salaamaaleykum chers téléspectateurs u la RTT TV bëgg nañu leen sargal nañu leen nuyu nañu leen ñu ngi au Manufacture des Arts ci la grande nuit de la mode la nuit du sargal guddi gi nga xamante ne nii guddi artisan yi la organisé par Touré Events ñu am mbégte bu baax a baax toog ci grande plateau bi ànd ceeg Mourtala Touré suñu rakk ji nga xamante ne nii ku ko xam ko ci biir Thiès xam ko ci biir marché central xam ko ci regroupement des tailleurs mu nekk jàmbaar nekk xale boo xamante ne nii wax ci moom yomb na torop ndax am na jàmm nangu na góorgóorlu nangu na def toucham ñu nekk nag ci àddina bu am solo muy xale yi chaque jour ñu ngi jóg wane seen bopp chaque jour xale yaa ngi jóg def engagement mu organiser ko defar bis bi woo cay am di jàmmam ni damay def sargal ñu ne ko Mourtala lan mooy sargal bi mu ni il faut ma sargal parce que ay nit boo àndeek ñoom ñu nekk ay nit ñu baax nekk ay nit yi nga xamante ne ni yàgg nga ak ñoom bu demee ba yàgg war nga taxaw ni leen jaajëf parce que kii liggéey war na dégg jaajëf war nañ ko waaw góoral bu baax a baax li ci particularité bi nag mooy xale bi ko def nekk koo xamante ne ni nee na damay delloo njukkal ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal mouvement mu tàmbalee ci ñi nga xamante ne ay patron lañ ñi nga xamante ne ay am di jàmmam lañ vraiment muy daje ceeg doomu Thiès yi daje ceeg tailleur yi daje ceeg am di jàmm yi te yemul ci tailleur dong les femmes coiffeuses les ñi nga xamante ne ay nit lañ ñu responsable ay nit ñu digne ñoo xamante ne ay haute personnalité lañ ànd na ci ak ñoom sargal leen te duñu bàyyi foofu la ñuy teg tuuti ñu tàmbalee dalal suñuy gan parce que marathon bi am na solo. salle bi envoyé réew na décor bi bari na bala ñu dem ci biir ñu dalal suñuy gan maa alaaji bu baaxee tuuti ci kanam gan yaa ngi ñëw ñu recevoir suñu gan léegi toog def ak moom ci jotaay waxtaan bala moo yegg ci salle bi ñu dem ci fii ci seen jotaay bu am solo bi lee gan yaa ngi noonu di ñëw ñi nga xam te ne ay nominé lañ ñu ànd ak ñoom ci sargal bi ndax bu ñu demee ba soirée bu mag bi la ñun ko tuddee ñëw nag faaw ñu dalal leen bala ñoo yegg ci biir salle bi ñu toog ak suñu jigéen ju rafet ji nga xamante ne nii grande coiffeuse nekk fële ci marché Ngelaw dëkk Kër Cheikh Ndeye Faye femme de valeur nekk koo xamante ne nii dafa def jaloore moo tax Mourtala taxaw naa ko sargal woo ay mbokkam woo ay am di jàmmam da koy sargal Ndeye Faye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax. mbaa am nga jàmm. waaw ñu ngi sant wér. waa tey lan la bis bi def Mourtala bokk ci ñi ngay sargal nga ñëw ànd ak say mbokk ànd ak say am di jàmm ñëw ci soirée bu mag bi lee nga toog la ak jàkkaarloog la RTT TV lan nga yëg tey biñ la woowee ci bis bu mag bi lee. ginnaaw bu ma nuyoo waa sant bu ma fekk di nuyu samay ñaari waajur di sant sama borom kër bu baax a baax maa ngi kontaan ci bis bu baax ndax Mourtala li mu def innovation mucc ayib la def dafa def lu rëy ci ñun ndax sargal doonul lu ndaw safoo nañ mais nag ñu ngi koy ñaanal réussite totale ci bis bi te am nañ ci yàqin sax ndax bi ñu dugg see rek accueil bi ñu gis ci biir soirée bi wan nañ ne lépp sotti na ba pare kon Mourtala mention spéciale mention très bien c'est grâce à Baye Zal nag Baye Zal seen suñu président. merci à marché Ngelaw. merci xam naa ne duñ la teelu yàgg nga présenté ñi nga àndal rek ci délégation bi. waaw maa ngi ànd ak sama délégation bu jongama bi ku mel ni Soxna Coro ngi nii ànd ak Mama Biyaay Assou Diaby délégation baa ngi nee nag. ndax ñun ku ne xam na ne ay yaay faal lan suñ dara du ndaw. macha allah délégation baa ngi nee. macha allah forte délégation lan def. lépp ak talaa rek kon mu mel ni ci biir dina yomb. ci biir du yomb. macha allah macha allah muy kaddu Ndeye Faye di kenn ci nominé yi yaakaar naa ne tey foofu ci biir dina am solo te dina lii ma alaaji bu baaxee ñu dem dajewaat ak beneen nominé. tey ñu ngi toogaat ci marathon bu am solo bi nga xam te nominé yi ñu ngi koy def boo xoolee tey wax dëgg yàlla soirée bi tàmbale naa spécial ci sargal bu rëy bi lay organisé par Touré Events ñu toog ak benn nominé Mamor Thiam Mamor nuyu nañu la. fay nañ la man la Mamor Thiam président comité de village artisanat bu Thiès. waaw parce que buñ ma dee sargal. dama koy ànd ak samay jigéen samay jabar. te ñoom man bu ma mënee dara rek samay jabar a tax. waaw muy soxna Anta mi. maa ngi koy nuyu ak soxna. waaw kon Mamor tey bi nga ñëwee da nga ànd ak soxna yi tey. waaw ah Mamor engagé nga de. dama war a engagé dafa mel ni bis bi am na solo ci yow de. dama war a engagé moo tax. macha allah parce que bis bi dafa am solo ci man. parce que bu ma talaa tuddee bis bu toll nii. kon dama fi war a ñëw force délégation. waaw mais nag di ko sant nag kenn nag. muy Amadou Makhtar Seye. muy suñu président de village artisanal chambre de métier bu Thiès. moom lu ma doon moom moo ko def. kon moom laay ñaanal nag moom lii nii ay ndam lay doon. incha allah ndax dañoo jub ci élection.
Mamor nga nekk ci benn corps de métier di ci góorgóorlu di yëngatu ñu dem ba tànn la ci biir say nawle te wéetoo fa nekk ko fa yow kase ñu tànn la di la sargal loolu ban mbégte lay def ci sa xol. loolu dafa def mbégte mu rëy la doon nag. mais mbégte mi dama koy delloo waa village artisanat bu Thiès. macha allah rawatina nag marathon baa ngi nii di dem ci guddi gu màgg gilee sargal bi nga xamante ni Mourtala Touré jóg na initié ko Touré Events ànd ci ak ay bokkam mais nag li nga xamante ni mooy li gën a nekk lu particulier ci biir bis bi mooy Madina Fall da cee saf-sap te nee na dëkk cab dëkk tekki fa moo ko gën loo jóg rek say mbokk topp ci ginnaaw nañ xam ne bi nga demee bàyyi woo say bokk ñu toog ak jàmbaar joo xamante ni ci nominé yi la bokk El Hadj Ibra Gueye macha allah Gueye Ndiora nii nga def baax na de. waaw ñu ngi lay nuyu nga présenté wu. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah man la El Hadj Ibra Gueye doomu ndey Mourtala Touré mu boole ma ci bis bi di ma sargal macha allah ma ànd ak sama grand frère Laye Ndiaye Ablaye Ndiaye sama grand frère Samba Diop sama soxna kenn si man Marème Gueye macha allah. waaw ñooñ laa àndal di ñëw di jàppale sama waay ci bisam bi. monsieur Gueye mu mel ni sargal dafa am doole ci am réew ndax nit ki bu demee ba ñu woo ko di ko sargal rek yaakaar naa ni jaloorem kenn dootu ko lam-laamee te nekk na koo xam te ni jëfam rafet na trop lan nga yëg tey biñ la sargalee ci bis bu mag bi lee. waaw kontaan trop si bis bi ndax sargal rawat na li may sargal sama métier mooy li nga xam ne ay at ba ma xàmmee ba léegi ci laa nekk sama baay moo si nekkoon ba sama rakk baay yor ko ba tey ma yor atelier bi kon bu xëyee tey di ma sargal dama si am fierté gu rëy loolu mbëri di wax naa doomu mbër jàngal bëre ñun dañu fee fekk macha allah ndax si leen ñu ngénte si leen ngénte lu nu amee ci leen ko am kon bu ñu dee sargal si bis bi dañ si am contentement bu baax a baax ba nit ñi xam tamit ñun ñooy ñan ak ñun ñii tamit ñun artisan yi ñooy ñan ndax tamit lin man wax dëgg yàlla néew nañu ko ñoo xam ne mënuñu ko lin man tamit si weñ néew nañu ko mënul te tamit dañu see war a jàppale ñun artisan yi ban xam ñun ñooy ñan nde lii tamit lu rafet la li Talla def lu rafet la macha allah pour feeñal suñu métier ñu xam ne ñun ñooy ñan kaddu yi am na solo waaw loolu kaddu yi am na solo kaddu yi am na solo dafay nit ki bu defee lu jaloore rek liñ naa ko def jaloore faaw ñu wax la manoore kaddu yi am na solo xam naa ni sañca bi day moom rafet na waaw sañca bi sama soxna moo wut tisi bi macha allah sama xarit ñëw ko macha allah waaw loolu moom wax nañ la baatu naar nga sol waaw macha allah macha allah sama mag gi moo ma yéene macha allah duñu sori te nga toog ak jàmbaar joo xamante ni dafa mel ni sa xarit la muy Samba Diop di koo xamante ne ni sunu xarit la kii duñu ñaar kenn lañu ndax kii depuis ba ni ndaw ñun la moom mu bokk ci nominé yi wax dëgg yàlla Mourtala tey def na jaloore Samba Diop ñu ngi lay nuyu. auzu billahi mina seytaan rajim maa ngi lay nuyu di la sant di nuyu Talla di wax dëgg yàlla ci bis bu rëy bii mu ma jagleel ndax téer yi bari na lool bu rombee ñëpp jagleel ma ko jagleel na ko magam yàlla def nag ma fekk la ci plateau bi comme li nga wax rek maag yow duñu ñaar benn lan walaay ndax lu nekk ñoo ko bokk door ak mën a ñëw macha allah ndaanaan a ngi nii ndaanaan laa toogal nii waa RTT TV ndaanaan laa toogal nii kii pakistanais jàmbaar la ci mbër la ci tey guddi artisanal la vraiment doom day tey lan nga sentir bi la sargalee nag sama xol dafa sedd ndax sama rakk ji li ma defal tey ñu bari waroon nañ ma ko defal ndax lu rafet ci réew mi daanaka xaaj bi ñëw naa ko su ma ñëwul léppit kon tey suñu demee ba sargal ma rek sama xol day sedd macha allah mérite la sama xol day sedd macha allah te wax dëgg yàlla mu gën a kontaan ndax sama doomu ndey laa peggoon waaw mu mel ni ñu ngi leen di xaar ci biir xam naa duñ la téye lu bari ndax yéen bariwu leen jot te ñi leen soxla daa bari xam naa ni kàddu gu mujj rek di sant di gërëm di wax ni suñu rakk ji defal ñu teraanga bii maag sama rakk ji ma àndal ak suñu soxna su baax see macha allah di ko ñaanal rek wax dëgg yàlla fu téer yi mag yi àgg mu àgg fa wala mu sut leen ndax Talla wax dëgg yàlla amul benn problème nit ku yaru la nit ku baax la waaw wax dëgg yàlla kontaan nañ trop foo natta tey suñu mbégte ci bis bi rek romb na ko macha allah waaw kontaan nañ lool macha allah muy kàddu Samba Diop dégg nga ko kontaan nañu parce que ay nit lañ yoo xamante ne ni ay nit ñu engagé lañ wax dëgg yàlla nga ànd ak suñu grand Ablaye mu nekk koo xamante ni jàmbaar la nekk waa Ngent Ablaye dafa mel ni tey jii da ngaa ñëw gunge say am di jàmm. maaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di siyaar bu baax leen wax seen wàccuwaay yéen ñëpp
di sant borom bis bi. sama ñaari gars yi. ak ki ko organisé. sargal leen. jërëjëf. sargal mooy man dama cee kontaan. gëj naa génn heure bi mais dama ci am yëg-yëg daal. macha allah ndax nga ne sa métier ba ñu reconnaître ko ñëw di la sargal. ak mbégte la. te dig leen ñaanal ñoom ñi fi ñu toll ren yàlla nañu yokk. kon daal grand tey artisanat moo xewle. waaw tey ñun ñëpp ay ouvrier te am naa sama beneen xaritam bu nekk ci biir ñu koy wax Malick Lo. macha allah ak Alaaji Gay ñun daanaka dun benn lañ la rek. macha allah muy kaddu suñu mag. waaw di nuyu sunu soxna si bu baax. ndax jàmbaar bu teewee ci xare rek. soxna yaata macha allah dégg nañ la bu baax macha allah ñi nu toogal ay jàmbaar lañu. ñu dem te ñëw dalalaat beneen kii parce que wax dëgg yàlla marathon bi yaatu na te salle bi macha allah ñu dajawaat ak keneen. waaw ba tey ñu toogaat ci plateau spécial bi ci sargal bi ak guddi gu màgg gilee nee naa la tey artisanat moo xewle tey textile moo xewle te bu xewle rek nga gis ay njabootam toog ñu toog ak koo xamante ni dañuy am mbégte bu baax a baax a baax ndax kii def na lu bare bari ci ñaw def na lu bari ci marché central def na lu bari ci xale yi gis nga xew-xew yi bu amee tey jëmm yi ñoo tax moo tax nee nañ laaxub daaw buñ ko dee wax ci fay laa tax ci fay laa ngi nii Diop ñu ngi lay ziar bu baax Cheikh. noonu nga zaalik Pape. nga nuyoo présenté wu. waaw ñu ngi lay ziar bu baax di leen ndokkeel di rafetlu seen initiative bi ngeen def man la Cheikh Diop nekk marché central délégué ILOA nekkoon nag nekk ak yéen rek ca dara ñaawut waaw lañ fa nekkee. waaw Cheikh nga bokk tey ci ñi Mourtala Touré di sargal ngeen yar xale yi ba xale yi màggaat tey macha allah doon ay champion ba di doon delluwaat njukkal loolu ban mbégte lay def ci sa xol. waaw loolu moom fierté la ci ñun mbégte la doon ñun boo xam ne nii dañ ciy sant yàlla ndax nekk ci mbir ba nekk ak ay tuutànk ñu dem ba man ci lu raw sax li nga man gis sa nekkin ak ñoom rafetlu ko ba di la ci sargal kooku mënuñu lu sant leen ci di leen ñaanal waaw leen di ñaan daal li ngeen xam ne nii dugg ngeen ci ngeen dugg ceeg bisimilah rahmaan génn ceeg alhamdulilah rabbil alamin waaw sant nañ yàlla bu baax am ci mbégte moo xam ne am na fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem waaw di la sant mu mel ni tey jii dañoo gis patron tailleur yi ak responsable yi ak ñi xam te ni ay kilifa lañ ay kàngam lañ ci ñaw bi bi ne Cheikh Diop la ñuy sargal ñoom ñëpp dañ ko jël def ko seen mbir am ci mbégte Cheikh sa diggante ak tailleur yi ban particularité moo ci am ba ñu bëggee la nii cofeel googu. waaw mbir mi ñoom la rek ñoom la waaw di sant président Maodo Seck président Bayri Mbaye président Baye Sidi ak Abdoulaye Ngom ndax ñun cër buñ ñu mën di joxe ci ñoom la rek ñoom ñoo baax tabe ci seen daraja tabe ci seen lépp ci sama diggante ak ñoom ba lépp loo xam ne nii war na ci man sama diggante ak ñoom ñu ngi koy defee sax lu kawe sama njort man waaw ñoom aw ma seen fay waaw di leen ñaanal rek li nga xam ne nii jiitu nañ ko xale yi suñ borom dolli yen bi ca woyofal ko lépp loo xam ne nii yaakaar nañ ko mën koo jëfal te artisan yi suñ borom kàttanal leen ba ñu mën koo jëfal seen coobare waaw ñu ngeen di sant bu baax nag. macha allah muy kaddu Cheikh Diop ki xam te ni nominé la nekk jàmbaar ci marché central kii ku ko xam ni doolee marché central la ngi nii ndaw ñi nag nañu roy ci lii bu baax a baax ndax métier mi dañ koo xàll ba mu yaatu lay ko ba mu nooy jokkale ko nit ko ba mu leer ku ca tàbbi boo amee pas-pas di nga yegg ndax ñii wane nañu yoon ñoom jël nañ xaaxaam yi jël nañ jafe-jafe bi pour bëgg seen njaboot tey bu ñëwee fekk fi yoon wu leer naññ jaaraama Cheikh kon ñu bàyyi la bañ laa téye lu bari rek ndax xam naa ni moom génne la jafe na waaye ñu jël sargal bi rek ndeysaan def ko devant télévision bi waaw ngeen gis ko noonu ma alaaji yaa ngi gis loolu muy sargal boo xam te ni kin ko jox mérité na ko yaakaar naa ni waaw góor dafa tuuti lool waaye duñ ko wax ku deful dara kon Cheikh dernier kaddu rek ci mbégte bi nga am ci sargal bi. waaw xanaa di sant rek. di sant bu baax comme ni ma ko waxee feccum lii su neexee ndey yaa jàpp ca wagg ya waaw lii lépp grâce président ak ensemble bi mu àndal waaw di leen sant bu baax di leen ñaanal sama xol sedd na daal sama xol sedd na guy ndax man sama jóg yombul waaye yéen doon ngeen ñoo xam ne ci man ak fu man doon même fu dul fii bu ngeen ma fa wooyee lu mu métti dinaa dem. boo tegee sa micro tuuti rek. ñu def remise bi def photo de famille.
bismillah waaw kay jërë ngeen jëf gis nga ko noonu la RTT TV sargal bi na sargalu tailleur yëpp la ndax ki ñuy sargal tey doomu dëkk bi la ki ñuy sargal tey moom marché central mooy Cheikh Diop jërëjëf Cheikh. jërëjëf ok jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup. waaw jërëjëf ñu continuer rek toog benn daanaan bu mag muy président Ablaye Ngom le président des présidents laa ko tuddee man mooy sama président de tous les temps président Ablaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. ñu ngi lay fay sëñ Pape sama sëriñ di jaare ñëpp di jaare nuyoo bi ci suñu président Mamadou Seck di rafetlu jotaay bi di sant suñu borom subhanahu wa taala bu baax nag di rafetlu li trop di ko rafetlu trop. jërëjëf président Ablaye ñu nuyuwaat la bu baax. sargal la tey fi métier mi ak si xanaa satisfaction am na. waaw sëñ Pape ñun wax dëgg yàlla suñu xol dafa sedd parce que defe naa bu ñu defoon 1 pas en avant gis nañu gars yi def nañ 5 pas en avant te loolu lañ ci bëggoon aussi bëggoon nañu bu ñu tegee relève bi gars yi jël ko yóbbu ko fu sori te gis nañu actuellement ni ñu ngi ko yóbbu fu sori ak président Mamadou Seck ak équipe bi mu àndal ak ndaw yi nga xam ne dañoo passé fu ku mel ni ñoom Talla Touré mi organisé jour bi tey. nañu à l'époque mi ngi woon ci ginnaaw mais gis na actuellement ni jege na trop te mi ngi di jouer ay actes yu rafet a rafet ci regroupement bi incha allah bu ñu xoolee tey ñun fa ñu yemoon wax dëgg yàlla ay jéego am na. te it ñu sant yàlla bu baax nag. di gërëm RTT TV parce que lii tey mosuñu koon am. effectivement dañ ñoo xalaat di woo ay télévision wala ñuy dem fee di fay nangam donc bu ñu demee tey ba lii taxaw képp ku ñëw tey da nga ñëw pour gunge ñu rek mais wax dëgg yàlla merci président Mamadou Seck ci taxawaay bi rafet na di ko ñaanal nag jéego yi yokk bu baax a baax. macha allah di ko ñaanal jéego yi yokk di président Abdoulaye Ngom kii ñu toogal dafa góorgóorlu kii ñu toogal dafa liggéey kii ñu toogal dafa wane aw yoon kon nag ñii dañuy jar bis yu mel nii ñu leen di sargal bu baax di leen jëmmal parce que lii xew tey ñii dong la ñoo jël jafe-jafe bi seen njaboot tey nekk ci bànneex dajeeg puukare gi jërëjëf président Ablaye. merci beaucoup xam naa ne ñu bàyyi la comme ñi lay soxla ci biir bari na te marathon bi yaatu na. di ñaanal président ak équipe bi ndam rek jërëjëf Ngom jërëjëf Ngom jërëjëf waaw ba tey seen plateau spécial rek ñu toog ak ay jàmbaar wax dëgg yàlla dalal suñu président ñu ngi dalal suñu président wax dëgg yàlla bëgg mu gën a jege si tuuti rek waaw ndax kii nag bu may wax ci moom du ma doyal bu may wax ci moom du ma tàyyi parce que tey bu télévision demee ba ñëw ci regroupement des tailleurs c'est grâce à lui tailleur bu demee ba am carnet de santé am mutuelle dem ba tailleur daan na feebar ñuy tàllal ay loxo ci ay place loolu jóge na fi ci magistère président Mamadou Seck parce que dem na ba tailleur bu jugee di faju ji mën a am fu mu jaar faju bu yomb c'est grâce à lui président ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Seck. mu mel ni mbégte amatina. waaw sant yàlla julli ci yonent bi rek sant suñuy waajur tey nag ñu ñëw en délégation ànd ak sama vice président yi boo gisee le doyen Baye Sidi Diop vice Malick Fall président marché Grand Thiès barki dem rek ci conférence bu mag bi président ñoom Baydi Mbaye président Ndiassé nen président Nene Diakhaté ñoom ñëpp maanaam ñëpp ci délégation bi kon regroupement des tailleurs nii rek lay doxee li ñu xewle tey nag dafa nekk événement bu am solo suñu xarit ñun ñëpp muy Mourtala Touré doon membre di góorgóorlu ñu ko ciy jàppale ba mu taxawal lii tey noonu la ñuy jàppale ñeneen ñi nga xam ne ñooy ay membre nekk ci regroupement bi am initiative taxawal dara tey nag vraiment mu nekk loo xam ne lu am solo la xam naa dañuy bañ a guddal waaye daal wan nañ ni regroupement des tailleurs vraiment gis nañ ni jéego yi mi ngi dox waaye buy dox it ñi nekk ci ginnaaw ñëpp ñoo ci jàpp ba mu agsi fii tey parrain bi ku ne gis na ko kaddu yi mënoon naa gën a gudd mais comme parrain bi lañ bëgg a dalal dañuy daggandi foofu suñuy kaddu dalal ki nga xam ne mooy Khadim Kébé inchallah nga xam ne moom grand couturier la international effectivement nga xam ne il a fait ses preuves jàngee ko Thiès dem Dakar wane fa ay preuve am tey moom la ñu war a accueillir ci plateau bi kon xëy na du ñu mën a guddal mais dañuy bëgg rek ñu accueillir ko bu ñu noppee ñi nga xam ne ñoo ci des ñëpp ñu jël leen en délégation ñu mën a wax ci bis bi ndax bis bi tey ñëpp ko bokk macha allah di wax ni gaa yëpp teew nañu macha allah waaw macha allah di kaddu président wax dëgg yàlla kon ñu accueillir ndax ku am ganu gëléem da ngay yaatal sa buntu kër te parrain bi ñëw na ñu war koo dalal kon ñu xaar ko tuuti mu ñëw toog suñu plateau ñu seq ak moom ay jotaay tuuti jërëgeen ñu dem mais plan bi saf na
waaw dañ naan wiiri wiiri jaari ndaar yi te liñ doon xaar mu yegsi muy ki nga xam te ne mooy parrain bi mooy borom bés bi di Khadim Kébé am nañu mbégte bu baax a baax ci dalal ko ci plateau RTT TV parce que bis bi Mourtalla Touré jógee dañuy dama koy tudde ñi nga xamante ne nii ñooy samay mag ñoo ma tette ñoo ma jaarale yoon ñoo ma tax ma doon dara ki nga xamante ne nii mooy Khadim Kébé nekk grande couturier international Sénégal xam nañ ko macha allah ñu dalal ko ci suñu plateau la RTT TV Khadim ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu bu baax Pape. mbaa am nga jàmm bu baax a baax. sant bu wér-wér leen sant leen gërëm. alhamdulilah Khadim d'abord bala ñoo sori ci waxtaan boo toogee tey Thiès toog jàkkaarloo télé boo xam te ni tailleur yi ñoo ko ubbi. lan nga njëkk a yëg d'abord. lu rëy a rëy macha allah di nuyu mbokki Thiès di nuyu mbokki télévision RTT TV ak tous les téléspectateurs ku ñuy seetaan vraiment di yëg lu rëy a rëy ci li nga wax sa question macha allah c'est pertinent mais vraiment tey ak fi ñu bàyyi woon affaire bi ak fii affaire bi existé tey macha allah yëg nañ lu rëy a rëy wax dëgg yàlla macha allah. Khadim boo demee ba yàgg nga gis xale yi nga xam te ni ñu ngi doon tettew nekk ay tout tànk jaar avenue Général de Gaulle ñu jàpp seen i wajur jàpp seen i loxo andi leen ñu dem di saytu ji métier. tey nga gis ñu dem ba taxawal structure bu toll ni Touré Events nga ñëw gis ñu woote lu doy nii. dara jàll la ko jox la ko. tey jii loolu rek déjà ban tolluwaay nga ci mën a wax. tolluwaay bu rëy a rëy tolluwaay bu rëy a rëy macha allah vraiment li ñu gis wax dëgg yàlla doy nañu macha allah gis nañ yéen a ngi ci yoon vraiment amuñu lu di félicité di leen gën a ñaax ngeen gën a yokk lu ngeen defoon ngeen gën ko yokk lu jëm ci kanam waaw incha allah lu waay nekk rek yàlla fekk la ci bu soobee yàlla. ñu seetlu ni doomu Thiès yi mosuñoo des gannaaw. ndax ku ne xam ne ni Kajoor njàmbaar yàgg na fi. ngeen jóge fii fekk fi baax. góorgóorloo fi jóge fi wuti ji mu baaxoo woon nag doomi Kajoor saa yu demee bu amee guddi day fanaan si waat. ku ne xam na ni Khadim macha allah ku ne bëgg nga mu ñëw dund liggéey ak yow. ban relation la ñuy xaar ci Khadim Kébé mu dellu si waat au niveau de la région retourne au bercail def ay investissement wala sous forme partenariat ci biir regroupement des tailleurs bi nga xamante ne nii tailleurs yi yokku nañ ba dem ba organiser wu ba am manière bu toll nii. alhamdulilah loolu ci lañ nekk d'ailleurs waaw depuis fort longtemps mu nekk suñu xel ci la ñuy nekk ci la ñuy mus yi dëngu ci yëngu mi suba mi guddi mi bëccëg ci loolu la ñuy dox ci la ñuy xalaat saa su nekk donc vraiment jeune Thiès ku leen xam ku ne xam ni ci ak njàmbaate ngeen xam kenn nangutul toog kenn nangutul tëdd ba yandoor ñëpp ngi tegu ci même ñi nga xam ne amuñu métier sax ñu ngi jéem a dem di dawal seen i moto pour mën a am dara lu njëkk kër donc pour wax ni la jom lañ mës a feese comme li nga wax ci Kajoor jom moo fi mës a sax donc surtout Thiès les jeunes de Thiès les jeunes artisans de Thiès ku ne xam na ni mosuñu toog toujours ñu ngi jéem a promouvoir l'art bi pour mu jëm ci kanam donc surtout ci fànn bi ñu nekkee mi wàllu couture bi vraiment gis nañ ci ay évolution yu mag a mag waaw di leen féliciter rek vraiment di leen encourager et puis xam ni waaw yoon jeexul wax si lu jeex. mu mel ni Khadim da ngaa yëg darajey bis bi ba bi ngay ñëw mënoon nga yable wala nga ñëw bu xaw a simple mais da nga ñëw ànd ak mbooloo wane ni bëgg yëg moo koy fay loolu ban yëg-yëg nga am ba tax nga ñëwee nii. dara je suis de Thiès je suis né à Thiès fii laa commencé tey fu ma mën a egg ci wàllu ñëw bi grâce à Thiès la grâce à doomu Thiès la donc amul lu dul di leen féliciter di leen ñaax di gën a ñaax les jeunes couturiers ñu gën a inspiré wu ci yoon boobu parce que ñun amuñu lu dul Thiès te lu waay mën di amit koy indiwaat incha allah donc defuñu lu rek vraiment di encourager tous les jeunes qui puissent vraiment sakku xam-xam dañ bañ a yàkkamti dañ gën a sakku xam-xam bañ a yàkkamti parce que ku ci nekk bu ñu waxee fi mu jaar ba egsi fu mu egsi ñu ko waxee rek nga xam ni vraiment c'est une chemin parcours. kon mën nañ ni ñu ngi xaar ay coopération ak ay relations yu gën a particulier Khadim Kébé ak les tailleurs de Thiès. mais pourquoi pas ñun ci loolu lañ mos a dox. effectivement benn partenariat bu dëgër lañ mos a dox boo xamante ni vraiment loo xam ne du looy nekk tey ak su doomu jeex dañuy pour loo xam ne day continuer nekk lu ñuy saxal loo xam ne day continuer waaw mu nekk loo xam ne nii ça sera pour le développement de tous les jeunes de Thiès donc ñëpp gis seen bopp daal incha allah. yoon wi gudd bari ay xaaxam ku bëgg a xuus jàll pakk-pakk yi bari ban message ngay jàllale ci ndaw ñi nga xamante ne nii gëm nañ ko ndax ñu ngi ci yoon wi pour mu dolli tuuti li leen di ñaax ñu gën a mën a ñaax jëm ca kanam. waaw mais sëgg rek sàkku xam-xam sàkku xam-xam yi mooy lépp sëgg sàkku xam-xam bañ a yàkkamti
bañ a yàkkamti parce que lu bari ci jeunesse su léegi yàkkamti moo leen yàqal lu bari bari nañu sëgg ci sàkku xam-xam bis boo sàkku xam-xam ba téye ko rek li ci des lépp day ñëw macha allah. Khadim bu ma nee la Daouda Wade Pape Malang Konté Alaaji Cheikh Wade lan nga ma mën a fàttaliku tuuti rek ci loolu ñetti tur yooyu ma la tuddal. Daouda Wade mooy suñu grand. moo ñu dugal ci métier bi. fa lañ commencé. lu ñu xam moo ñu ko commencé macha allah. fa lañ jaar yàlla def bañ fa jugee foofu dem ci Mathias. bu ñu jugee ci Mathias ñoon yàlla def suñu parcours dugg ñu Abidjan. ñu defee Abidjan quelque temps dinañ jugee dem Italie. macha allah demee Italie yàlla dafa def ñu dem inscrire ci école bi gën a mag. macha allah. au niveau de la couture l'académie de Lousso. macha allah. waaw fa lañ jëm muy une académie foo xam ne fa lañ def toute une formation. fa lañ perfectionné wu. am fa suñu diplôme. bu ñu amee suñu diplôme xalaatuñu woon leneen nag lu dul tourné suñu réew. macha allah. indi ko suñu réew. macha allah doomu réew jar. macha allah donc loolu lay wax ñëpp ñun dem yàgg wuti pour sa réew jëriñoo ko. donc loolu rek loolu lañ mës a gëm. macha allah loolu lañ mës a gëm di kaddu yi nga xamante ne ni le parrain moom moo ko yëkkati kii wax ci moom yomb na parce que avenue Général de Gaulle dafa jaar nekk ndaw gëm boppam góorgóorlu yoon wi jafe woon torop mu daan jóge Medina Fall di liggéey si avenue Général de Gaulle dara xëyul sotti loo gis dañ ko tàmbale ca à bas âge di ko dajale di ko xàll di ko yaatal di ko jubale ba tey karkar mën a doon kàdd lépp rek gëm la njàmbaar la yaakaar la Khadim ñu ngi lay béggee bu baax a baax mais wax nañ la tey sañ-sañ nga. merci beaucoup. kon ñu ngi lay souhaiter bonne soirée bàyyi la ak public bi nga yegg ndax xam naa ne public Thiès na mu nañ la macha allah jërëjëf ñu bàyyi ko mu yegg ci biir ñu toogaloon le grand parrain di Khadim Kébé nekk ndaanaan nekk renommé international ñu dem ba ñëw dalalaat beneen ndaanaan. seen marathon bu mag bile nga xamante ne nii guddik sargal gi ñu ànd ci ak Touré Events ñu toog ak ñaari homme de valeur ci sunu côté di monsieur Martin ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Martin maa ngi leen di delloo nuyoo di leen ziar yow moom sama nit nga yàgg na ñoo jàgg galère bi avenue Général de Gaulle effectivement kon bu ma gisee ni fekk la fi damay am mbégte am kontaan quoi nga nekk nit ku baax waay liggéey rek lañ la xamee ak jubal macha allah jërëjëf dama la koy delloo c'est partagé Martin mu mel ni tey bu ñu gisee njabootu tailleur njabootu Général de Gaulle doomu Thiès particulièrement ñu ñëw toog ci bisu sargal bile doomi Thiès di sargal doomi Thiès loolu ban mbégte nga ci am. bon comme ni ma la ko waxee amee kontaan ak mbégte parce que tailleur ak coiffeur yi ñoo doon benn nekkandoo si Général de Gaulle li ma ci gën a neex muy sama grand frère sama patron muy Pape Laye Digno ñu boole ko si sargal. ku ne xam ne ne métier coiffure ku ne xam ne coiffure tey bu demee tey ba tey booy gëm ko grâce à moom mu def ci lu ne nag man mii di wax man moo ma formé ba ci laa am lu ne macha allah kon dañ koy delloo njukkal macha allah di am kontaan ak mbégte man maa ko fi teewal tey waaw macha allah Pape Laye buñ ko sargalee Thiès yëpp lañ sargal ku ne xam na ko lim def ci métier mi dem na bu ko xemmem wat Pape Laye la wax dëgg yàlla Martin nga xale yi ban gis-gis nga gis ci Touré Events Mourtala Touré tolluwaayam bi ak góorgóorloom lan nga mën a wax ci moom. am ci moom kontaante vraiment Talla sama gaañ la ba mu organisé ne mu ne ma Martin yow tee le président dama bëgg nga jàpp ci affaire yi ma jàpp ci boole kook ay nit mu nekk nit koo xamante ne innové na parce que du too ngay toog sa ruq tailleur yi ñi ngi def ay mode yu rafet mais pourquoi pas duñ ko génnee ko won ko Thiessois parce que fii nag ku sañca ba pare tailleur la effectivement kon bu taxee ne day defle di sargal tamit kooku innovation la dañ ko si applaudir di ko si ànd ak moom nag di gunge ko ne ko nag chaque année naka taxaw di ko def macha allah macha allah kaddu yi rafet na yow ku la dégg xam ni un homme engagé te li la soxla bari na xam naa ni dañ lay bañ a téye lu bari waxtaan ak sa xarit moom ten mooy Aspose wax dëgg yàlla moom nekk jàmbaar ci marché central waaw gisoo xale yu fi rafet na moo leen defar moom mi jàmbaar la As ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax. waaw tey madras nga def macha allah sañsa bi rafet na. waaw lépp rek tey moom ñu war a sargal rek sunu marché bi. ak Talla rek. war a mu góorgóorlu lool rek. ci bis bi mu rafet trop nag. macha allah ak sargal bi ban mbégte lay def ci yow ndax ngeen nekk ci marché central di góorgóorlu nekk ci ruq-ruqaat yi waaye ñu génne leen wane leen jëmmal leen taxaw ci kanamu public bi yëpp sargal leen loolu ban mbégte lay def. waaw mbégte bu rëy la nag. waaw di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu fi teew nag. surtout Talla. waaw di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram lii mu yàgg koo def. macha allah ci barki Sebra. macha allah lii nag luñ dañ ci am contentement bu rëy ndax ñun amuñu lu dul marché. macha allah ñun daanaka marché lañ dëkk. dañ faa fanaanlu rek waaye fa lañ dëkk. dëgg la di kontaan ci Talla. di bég bu baax nag ci marché bi ñu nekk nii di ñaan suñu borom lii mu yàgg di ko teewee. effectivement.
jërëjëf jërëjëf xam naa ne duñ leen tee dañ leen di bàyyi ngeen dem rek ndax ñi ngi leen di xaar ci biir ñu dalal beneen kii kooku di Aspose ñu toog ak Martin ñu bàyyi leen dem jël beneen. waaw ba tey ci marathon bi ñu ngi toog ak nominé yi nga xam te ne dañ leen a war a sargal ki ñu toogal nag wax dëgg yàlla Thiès kenn du ko laajte muy sagu Thiès macha allah di doomu Thiès di jëmm ji nga xamante ne nii restauration bu demee ba am xar kanam bu demee ba xale Thiès yëpp nouveau talent yi macha allah dem ba secteur artisanal ñu bëree bëri génn jug taxaw c'est grâce à lui Baye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ma fàttali ni kii Baye Serigne Samb xam naa ni xam ngeen ko mais ma gën ko présenté bu baax a baax Baye sargal bi tey doomu Thiès jóg di sargal doomu Thiès loolu ban mbégte la am ci sa xol. waaw loolu vraiment mi ngi nekk un très grand plaisir pour nous. waaw dañ ciy sant yàlla rek gëm nii tey kuy sargale da ngaa xam am valeur xam luy valeur nit ki moo tax ngay jóg di sargale daanaka ñoom ñooñu li ñuy def tey ñoom dañ koo yelloo donc lu ñuy rafetlu la daal. Baye ñu gis sunu yaay xàll yoon wi yaay Maymuna di sunu yaay nekk jàmbaar liggéey lu rëy ci artisanat yaakaar naa ne la mu bëggoon tey jii yoon waa ngi ni xale yi comprendre nañ ko muy boole Thiessois macha allah boole milieu bi ñi nga xam te ni képp ku yëngu ci secteur artisanat nga booloo doon benn ba xale yi nga xam te ñoo mujjoon a juddu tey dikk taxawee nii loolu ban yëg-yëg nga ci am tey. waaw dafa fort c'est énorme parce que ñiy sargale tey ci wàllum couture lañ nekk te ku ne xam na ni ci loolu lan ñu boote ci lan ñu nàmpale ci lan ñu téye ba nu toll ni ñu toll tey jii nii suñuy waajur ci loolu la nekk secteur d'activité bii la ñu liggéey ba toll fii ñu yàgg ko fekkee mu ciy daw ñu yàgg ko fekkee fu muy joxe ay diplôme ndaw ñi ñu yàgg ci dund ak moom fekk ko daal effectivement bu ñu gisee ñii di def lu mel nii ba jóg tey woo ñu dañ ciy sargal dafay nekk lu énorme pour ñun effectivement moo tax ñu sawar ci daal bis bu nu sawar effectivement Baye secret bi xam naa du ñu toog te laaju ñu la ko ñu xool restauration ni mu raflé woon Thiès doomu Thiès yi xaw a mel ni lu ci retiré woon mais bi Baye Serigne ñëwee macha allah wane ni mbir mi ubbeeku na ban courage la Baye am ba tax mu gën a innové waat ci wàllu restauration. merci beaucoup vous savez dans la restauration aujourd'hui je peux dire que ñun musuñu dem def formation ci restauration tukki nag da lay jàngal lu bari effectivement yàlla nag dimbali nañu ñu tukki nañ dox nañ tuuti mais dañ daan ñëw bu ñu ñëwee Thiès xam ni secteur bi sooxe na trop et sooxe na la pourquoi xëy na ñun jàppoon nañ ni xëy na nasaraan si wala naar yi ñoom rek ñoo yelloo yor métier boobu te ñun jàngat nañ ni dans ce secteur bu ñu toggee ñun sénégalais yi la buñ ko yekkee sénégalais yi la buñ ko serviree sénégalais yi la effectivement bu place bi taaroo sénégalais yi la effectivement donc ñi ko fi daan def seen kees daan teg rek di encaisser pourquoi secteur boobu ñun mënuñu ko exploiter d'autant plus que Thiès raflé woon na ko lool effectivement donc loolu nekkoon un défi pour nous nekkoon un combat pour nous pour ñu gëm ne ñun ñi secteur d'activité bi mën nañ ko développer. ok Baye ndax ubbeeku am na ci sa digganteeg école yi fi nekk di def restauration hôtellerie bu seen xale yi génnee ñu mën a ñëw def ay stage ci sa boîte ak ban appui nga mën a am par rapport ak école formation yi nekk ci restauration hôtellerie. ñun waxuma la Thiès mais am na ñu jógee ndàngal ma ñu ngi Sams nii actuellement. macha allah am na ñu jógee Diamniadio ñu ngi Sams actuellement. macha allah donc je sais que tey njëriñ li dama ko gis après dafa gën njëriñ ñi dafa gën a énorme ndax xale yi ciy formé wu xale yi ciy jàngee y a beaucoup d'autres restaurants yoo xam ne da ngay dem gis fa ñoo xam ne ci yow lañ jaar yow yaa leen formé day nekk benn fierté bu mag sax pour ñun donc ñun ak école yi fi nekk partenariat bu extraordinaire moo ci am xale yi fa lay nekkee def théorie bu ñu paree ñëw ci ñun def pratique après dem dans le monde du travail ñu jël leen intégré. Baye luy sa secret par rapport ak les artistes dañu gis boo ne Baye Serigne ñu tatagal ko gis nga bi ngay dugg si accueil bu chaleureux bi ñu la defal lan mooy sa relation par rapport on était artistes comme eux on est toujours artistes comme eux effectivement yàgg nañ def scène yàgg nañ nekk ci mouvement associatif
dañ daan def danse Oscar des vacances daan organiser xale yi vacances yi bu jotee ñu occupé wu ba tey jii nii tax am na ci ñoo xam ne dinañ la ràññee am na ci ñoo xam ne amour boobu effectivement yaa ngi koy dund ba tey effectivement gëm naa ni loolu tax na ñu am cofeel bi wala xëy na ci xar kanam gi dañ ci gis ni kii est-ce que du artiste comme ñun donc xëy na loolu rek mooy tax gars yi fu ñu tëll vraiment ñu bëgg bu baax. waaw macha allah xam naa ni bala ñu laa bàyyi dinañ profité wax ne ñu ngi ci complexe Lébu Ndoye muy def formation professionnelle coupe et couture et restauration hôtellerie section couture bi ñun ñoo fa nekk gérer ko macha allah xam naa ni dinañ ubbi partenariat ak collaboration yi. ak ci yeneen i écoles yi nga xam te ni ñu ngi yëngu ci wet googu. ñu ngi ci seen ginnaaw. ñu ngi leen di tàllal loxo. avant ñuy dem du ma fàtte dama ànd ak Thiama. Ndeye Thiam mi ngi nekk sama gauche. ànd ak Sophia Kara. ñu accompagner waa ak Fara. xam naa macha allah nekk fekk ci ginnaaw. ñu leen di ñu nekk sama jigéen. ñoo xam ne kii tey ci Sams la nekk. effectivement nekk ñoom laa jóg ak Thiam. effectivement donc voilà. moom balaa nga bàyyi sax dañ koy laaj tuuti parce que vraiment day baax ci kàddu ñi fa nekk madame ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. nga présenté wu. waaw Sophia Kara. Sophia Kara. yaa ngi liggéey Sams. waaw maa ngi liggéey nekkin wi nan la fa nekkee par rapport ak biir boîte bi. waa restauration bi mën naa ne depuis ñu nekkee Sams ba tey avancement la ñuy yëg parce que moom bi ñu jiitee baax na oyof na en plus dafa dal wàcce boppam. macha allah. waaw te gis nañ fa avancement aussi. macha allah ban ubbeeku ngeen di am par rapport ak ñeneen ñi war a ñëw ngeen war leen dalal. ñu ngi leen di xaar ñoom ñëpp bu ñu ñëwee rek ñu dalal leen. macha allah macha allah ñun ñëpp c'est la même famille. macha allah ñun ñëpp benn lañ. c'est la même famille di kaddu ki nga xamante ne nii mooy nekk Sams di comment ça s'appelle Sophia Kara vraiment kii ñu toogal na day sunu xarit wax ci moom dinañu yomb torop muy monsieur Baye Serigne di PDG bu Sams Précise nekk jàmbaar un homme engagé xamante nañ nag y a plus de 20 ans. waaye c'est mon ami mais mon frère say sañ nga wax nañ la ko. non yow laa doon toppal. dóor nga ci bët de. non maa ngi sa ginnaaw kon demal ci soirée bi ñu ngi lay xaar waaw ñu dajewaat ak keneen macha allah gis nga ko noonu ñu toogaat tuuti rek gën a ñu ngi ci marathon bu am solo bi la ci guddi gu màgg gilee sargal boo xamante ni doomu Thiès sa ko def Touré Events defal ko ay doomam wax dëgg yàlla soirée bi teel na spécial parce que lii dafa am solo am réew nga dëkk fa dëkk ci dëkk bi tekki faa ko gën te ku ne xam na ni bis bi macha allah ñu toog nag ak soxna Coro nekk femme coiffeuse bu mag ñu bokk ci nominé yi wax dëgg yàlla mu ànd ak ay nitam ànd ak ay waa këram sañ say ñu ñëw taxaw dund si li nga xamante ni mooy soirée bu mag bi lay Coro ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. waa jëla sa micro voilà nga présenté wu. ñu ngi lay fay bu baax a baax di kontaan trop ci teew bi ñu fi teew ndax bis bi moom yaakaar naa ni suñu bis la comme ni ma leen ko doon waxee di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo organiser bis bi wax dëgg yàlla di rafetlu tamit suñu teewaay. Coro ñu tuddee la bés sargal la nga nekk ci métier di góorgóorlu bañ sargal la ne la waaw góor loolu ban xol neexu xol la def ci yow. wax dëgg yàlla dañoo kontaan ba suñu kontaan xamuñu fu mu yem kontaan nañ ba suñu kontaan te tamit dinañu gën a yokku ñi encouragé wu ci métier mi tamit parce que lii du hasard te naa lii lu rëy la ci ñun te tamit dina tax ñi gën a bàyyi xel ñun métier mi wax dëgg yàlla kontaan nañ ci torop. mbaa milieu coiffeuse bi ngeen nekk bariwul jafe-jafe. non amul benn problème wax dëgg yàlla. ban message ngay wax xale yi nga xam te ni ñoom ñoo jàng ba seen jàng yàqu ñoo waat leen ñu duggaat ci biir secteur bi pour mën a jàpp ci métier mi. xanaa ñi gëm seen bopp rek xam ne nii moom yaakaar naa ne du lépp ñëpp ñoo war a réussir si jàng yaakaar naa ne ku réussir wul ci jàng tamit wax dëgg fa yàlla war nga mën a jàngi métier parce que métier du tuut métier bu mën a doon man li ma compte rek mooy jigéen bi nga xamante ni jàngul métier man loolu laa compte. man Coro damaa gëm sama bopp gëm xale boo xam ne dafa gëm boppam. ndax nit moom rek moo mën a taxaw ne man mën naa egg fii su taxawee gëm boppam ne mën naa egg fii rek dina fa egg soobee yàlla. macha allah nga présenté ñi nga àndal xam naa ni duñ la téye lu bari ndax ñu ngi lay xaar ci biir nga wax seen tur rek présenté leen ñi nga àndal. ñi ma àndal moom présenté leen dinaa ci sawar trop parce que wax dëgg yàlla lii moom kontaan mënu ko weesu ñoom ñi ma àndal ñoom ñëpp am jëkkër bàyyi fa seen jëkkër yi ànd ak man ci heure bi xam nga ni loolu yombul ñi ma àndal ñëpp sama ay mbokki coiffeuse lañu kii ma dendee sama doomu nday la Fat Samb la tudd moom salon mu ngi nekk Table Sœur kenn borom lu meuf li moom Nday Mbay la tudd salon mu ngi nekk Ngent keneen ki Kine Seck la moom tamit salon mu ngi nekk Ngent ñoom ñëpp ay coiffeuse lañu Anta Fall moom marché lay jaayee cosmétique
ak sama xale yi ñi ni ginnaaw samay élèves lañu ak samay xarit ñoom ñëpp wax dëgg yàlla di ñaan nga encouragé ñu di ñu gën a ñaanal daal inshallah di kontaan trop ci yéen wax nañ la sa costume africain baax na waaw wax nañ ma ko waaw macha allah muy Coro femme coiffeuse bi nga xam te ne nii moo jóge fële ci Ngent ñëw bokk ci nominé yi ñu dalal ko bu baax a baax a baax ñu ànd ak yéen dem ci biir ak beneen ndaanaan tey ci guddi gu mag gile nga xamante ni mooy sargal Touré Events wax dëgg yàlla ñu toog ak ndaanaan nag toog ak koo xamante ni sawar nañ lool ci toog ak moom ci plateau muy Coumba Cissé nekk koo xamante ni regroupement des tailleurs xam nañ ko ci taxawaay ci teewaay ci nangoo góorgóorlu ci nangoo jëmale métier mi kanam kon bu ñu toogee ni dañuy am mbégte lool ak toog ak moom mu def forte délégation ñëw fii pour honorer li nga xamante ni mooy sargal bi ñu ko defal Coumba ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax di leen ziyaare ci bés bi. mu mel ni tey xol yi tooy na. waa Serigne Fall xol yëpp a féex. macha allah ñëpp kontaan nañu. macha allah looy wax. kontaan rek. ci Touré Events li ma defal ni defal na ma lu rëy loo xamante ni. xaw moom def na ko mais xamul sax fi mu ma toog. képp koo xamante ni ñi naroon na ñëw bu ñëwoon duñ xaj fii te waxoon naa ko ni ko dinaa feesal saal bi. te macha allah kaar ñëw na ak ay yeneeni oto samay mbokk ak samay xarit ak samay dëkkandoo mënuma leen a fay. kontaan naa trop ci li ma defal nii. mais Coumba métier mi nga xamante ne ni dafa commencé jël volet boo xamante ne ni macha allah ñu laal bant ban mbégte ngay am ci organisation wu tailleur yi fi nu toll ci seen taxawaay ci digg Thiès. non damay wax toujours ne regroupement des tailleurs sax laay wax man de la région de Thiès mi ngi soññu ñu bari ndax ñun fi ñu taxaw dañuy wax ne tailleur yi Thiès ñoo gën a ànd. tailleur yi Thiès dañoo ànd yëkkateendoo di dóorandoo nekk famille. kon ñun ñëpp daa au corps de métier yëpp dañoo war a roy ci regroupement des tailleurs de la région de Thiès parce que macha allah lépp lu ñu def rek suñu borom teg ci loxo te li leen ko may mooy boole seen bopp àndandoo nangoo liggéey di yëkkateendoo di dóorandoo moo leen may luñ mën a am. macha allah Coumba mu mel ni tey wax nañ la sañ sa nga de. waaw waa sëñ Fallou Couture dañoo doon jàpp. macha allah waaw am ñëwkat de xanaa du neex a ñëwal. moo ma jaaxal nii ndax damaa toog rek xale yi ne ma tey bii mooy dem. macha allah kuppati rek jox ma noonu. nga solo nga présenté soxna yi nga àndal léegi ndax mel na ni gis nañ président Baye Sall ñëw gunge si la nga présenté ñi nga àndal ci délégation rek après ñu dalal Baye Sall tuuti ci kaddu. waaw damay sant rek sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi di sant Serigne Fallou sama wasila sant tamit sama ñaari waajur yi sant sama ay mbokk sama jabari caam yi ñëw dañoo tëj seen ay kër am naa sama xarit yoo xamante ni dañoo dénkaani seen ay kër sama waa kër kii ma toogal sama rakk la fa la bàyyi borom këram ñëw sama waa kër yëpp a ñëw suñu waa marché tey 6 heures ñëpp dañoo tëj dem ñibbi marché ba góor a jigéen ñëpp a ñëw mënu ma leen a fay basal moom du ma ko sant du ma ko gërëm ndax boppam la doon defal amul jàmm amul salaam mënu ma fay samay mbokk mënu ma fay samay xarit mënu ma fay samay dëkkandoo surtout waa marché ngelaw gi nga xamante ni man foofu laa am sama lépp marché ngelaw la mënu ma leen a fay lu ma woote dañ may wuy si lu ma woote ñu wuy ndax foogoon naa ne sax du demee nii macha allah barke Serigne Fall macha allah Coumba macha allah Coumba mu mel ni marché ngelaw tey dañoo jóg ay mbokkam dañoo jóg waaye nag loolu yëpp li xew liñ naan lu yëngu lu ne la ko yëngal la ko ëpp doole président Baye Sall ñu ngi lay nuyu mu mel ni ngay yegg si fitri ñu ba laaj la tuuti ci ay kaddu tey ni Coumba ñëwee def forte délégation ban mbégte nga am ci sa élément bi nga xam te ne moom nga gunge si tey. waaw ñu ngi lay fay bu baax sëñ Sack di lay bëggee bu baax waaw Coumba nag vraiment man sama xol dafa sedd avant tout parce que ku xool lii rek xam ni xol bu rafet rek moo am solo te Coumba macha allah xol bi dafa rafet ba pare nekk membre boo xamante ni dafa yàgg a liggéey ci regroupement bi Coumba depuis 2009 ba léegi moom ci man mii moo ma dalal ci regroupement bi depuis bu ma ci nekkee ba léegi moo ma ci bindi di ma wan yoon bi di ma waxtaan ak man du ma may dara réunion jógal ñu dem ba tey ba dem tey yàlla dogal tey ñu nekk président marché kon lépp ci loxoom la macha allah kon lu mel nii bu ñëwee tey waaw dafa yàlla mu doon koo xamante day ñëw di ko sargal loolu dañ ciy am mbégte bu rëy macha allah loolu suñu mbirum bopp la macha allah kon moom nii rek la mën a mel macha allah waaw li ñuy wax nit ki ni nga mel rek noonu ngay wane am na solo tey loolu moo feeñ am na solo waaw li ñuy def rek mooy gën ko ñaanal moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal am na solo nit ku baax la nit ku dal la nit ku xam àdduna la man moom
mënuma wax sax lu bëri ci moom ndax su ma waxee. am na solo émotion bee bëri parce que tey jii ñi ngeen àndal dañoo takkutoo jug jàppale seen jigéen waaye nag du ñu yëkkati jotaay bi mukk wax dëgg yàlla te waxuñu ci sunu jigéen bu baax bi de soxna Anta Wade ñu xam ko bu baax a baax a baax xam naa ni dañuy bàyyi rek ñu dem ndax Kumba ñu ngi lay xaar ci biir waaw parce que sa jotaay namm na la sa regroupement namm nañ la te sañse yi bëgg nañ koo gis ñu bàyyi la ngeen dem dund rek ci biir soirée bi ñu ngi leen di souhaiter bonne soirée merci beaucoup ok muy Kumba Cissé mi ñu toogaloon léegi nekk jàmbaar ci biir regroupement des Taïa ñu dem dajewaat ci guddi gu am solo gi lee di guddi sargal gi Touré Events organisé ñu dalal nag ci suñu plateau wax dëgg yàlla jëmm joo xamante ne ni secteur artisanat xam nañ ko bu baax a baax muy Bada Ndiéguène nekk candidat ci élection yi xam te ni ñu ngi ko jëm dimanche ji di ñëw le 27 wax dëgg yàlla muy jàmbaar nekk koo xam te ni secteur bi xam nañ ko bu baax a baax du ñu sori dara dañ koy bàyyi mu présenté wu nuyoo sëñ Bada ñu ngi lay nuyu. ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi lay fay. nga toog ci plateau la RTT TV nga présenté wu tuuti rek wax yow yaay kan. waaw man maay El Hadj Bada Ndiéguène président du cadre unitaire des artisans de la région de Thiès bokk ci coalition. bi nga xam ne moom la ñu bokk ak maire Maymouna Samb ak Ablaye Ngom ñu tudde ko kii askan wi ni ñu koy waxati sax i artisan yi gin ànd ginne artisan yi waaw ñun ñoo ñëw tey pour fekk ci manifestation bi nga xam ne sunu mbokki artisan ñoom ñoo ko organisé pour sargal seeni mbokk artisan président boo toogee ci guddi gu toll nii secteur bi artisanat organisé ko ñu gis nominé yi les femmes coiffeuses les menuisiers les couturiers différents corps de métier nga gis bennoo gi artisan yi di bennoo yow mi nga xam te ni yaa ngi xëccu di dagaan seen baat ban satisfaction nga am ci loolu. waaw xam nga artisan yi bu ñu doonee benn rek mu baax on est presque 60 000 artisans à Thiès mooy on est dispersé lii dafay bokk ci li nga xam ne tous les artisans kuy artisan rek yow nga ñëw xam nga reconnaître sa morom ñu bokk artisanat bi pour mën a yëkkateendoo tegandoo dafay am solo ci ñu échanger sunuy bonne pratique ba pare sargalante ci sunu biir kenn ku nekk respecté sa morom xam ne feebar bi la feebar moo feebar sa morom ñu bokkandoo pour mën a indi ay saafara ci feebar yi nga xam ne artisanat bi feebar na ko suñu àndul amuñu possibilité pour mën a régler sunu problème relever défi yi nga xam ne moo nekk ci sunu kanam. président mu mel ni dafa raflé kilifa yi dañuy jege seen njaboot ba xam seen jafe-jafe ci biir secteur bi ban message nga war a lancé kilifa yi nga xam te ni ñoo jiite kuréel yi nan lañ war a jege njaboot gi ngir xam seen i tawat ngir bu ñu waree pàccal mu mën a yomb. waaw xam nga boo jiitee njaboot te dégluwoo leen waaw bu ñu jàmbatee doo ko déglu da ngay noppi lettu ay dégguma loolu mooy indi dérive mooy indi tamit nit ñi def leneen naka sudul noonu ba pare ñu doog a wax ne dañuy wuti ay saafara or que nit bu fekkee ne da nga ko yor wala nga jaboote ko wala nga jiite ko tout le temps dina am balay dara di xew dina am lu muy jàmbat mais li muy jàmbat bu fekkee ne da nga tànkam lu yàgg day mujj daal di jël ay décision boppam xam nga daal di taxawaay boo nga xam ne du taxawaay ba lay gënal waaye mais nit rek doo ko def rek mu réagir waaye comme artisan yi tout le temps dañuy jàmbat parce que amuñu temps pour man di grève amuñu temps pour man di marche amuñu temps xam nga seen atelier yi mooy seen cin yi sëriñ bi seen atelier yi mooy seen cin yi waaw cin yi seen njaboot yi ñoo ci war a dund léegi est-ce que dañ fiy bàyyi seen cin yi di dem ci leneen duñu ko def moo tax duñu gaaw a réagir mais buñ dee jàmbat dara da ngay gaaw a teel waxtaan mais ñoom xam nañu seen bopp nag léegi ils commencent pratiquement à se retrouver xam ne ñoom mag ñi bi ci lëndëm gi ku ko gisulit gis na boppam di defar nag seen bopp ci seen diggante yi dafa am solo lii nag dafa bokk ci defar diggante yi waaw pour attirer attention tamit ñi leen yilif ak loo leen mën a yilifee it nga di leen déglu di leen bàyyi xel parce que li ñuy jàmbat dans tout le temps ci seen biir la nekk waaw. président ñu jëm ci ay élection ban message ngay wax ci ñi nga xam te ni ñoom ngeen seqal lang gi ku ci nekk di dagaan baatu artisan yi ban message de paix ak ban message de dal ak dem ci jàmm del ci jàmm te xam ne ku ciy gagné artisanat moo gagné amul kenn kuy perte ban message de dal ak ñu solidaire suñu biir def ko ci fair play ban message ngay jàllale ci seen télévision. waaw xam na rek yàlla mooy fal. nit ñi dañuy def yëfi nit bàyyi ak sunu bopp yàlla. effectivement yàlla mooy fal. fi mu toll ki war a falu yàlla fal na ko ba pare. dañuy def nag yëfi nit parce que ci kumpa la ñuy nekk. kenn du xamagul exactement lan mooy xew.
mais ku ci dem nag boo gëmul yàlla man nga am ay réaction wala nga xalaat ne violence mooy lay tax nga régler sa problème wala njublang mooy tax nga rëcc ci li nga xam ne moom la yàlla dogal te yàlla moom dara ump ko dafa dañ kumpa yàlla dara ump ko xam na li xew ci biir xam na li xew ci biti kon li may wax sama mbokk artisan yi nga xam ne ñoo war a dem ci ñoŋante bi ñu def ko ak discipline ak yar mais ñu teg ko tamit ci yeewoon ci yoon bañ a jalgati ñi nga xam ne ñooy doxal mbir bi ñu teg ko ci yoon buñ ko tegee ci yoon rek xëy na yàlla dina def sutura ci li nga xam ne moom lañ ci nekk. jërëjëf président xam naa ni bala ñu laa bàyyi rek yaa ngi toog en direct ci sa seen télévision la RTT TV OPA bi ñuy wax textile di couture nekk ci biir artisanat ñu góorgóorlu ba vraiment am télévision installé ko ci biir artisanat ban jàngat nga ci am ak ban mbégte ngay am ci loolu. c'est une évolution. c'est une évolution sëriñ bi. développement de l'artisanat. c'est-à-dire ñun lépp la ñu war a am ñun artisans yi lépp la ñu war a on est plus de 60 000 artisans à Thiès 60 000 sëriñ bi xam nga 60 000 artisans du caaxaan bu kenn ku nekk joxee 10 000 francs rek lépp lu ñu bëgg a faj ko lu ñu bëgg a régler macha allah jërëjëf kon kay lii c'est une évolution pratiquement dans le secteur de l'artisanat pour que ñu xam ne du ne rek dañoo war a def artisanat rek dem di ëw wala ñuy dàggaka kii rek waaye war nañu œuvrer pour créer de l'emploi war nañu œuvrer pour la visibilité de l'artisanat xam nga war nañu œuvrer pour am ay maison yu rëy ay rajo yu rëy télévision yu rëy pour que au moins qu'il y ait une visibilité dans l'artisanat qui est dans l'ombre plus de 60 ans. macha allah di kaddu kilifa di kaddu koo xamante ne ni ku ko xam-xam ko secteur artisanat ñu am mbégte bu baax a baax a baax ñuy profité di lancer message ñi xam te ni tous les artisans nanu génn dem voter ji def ko ci fair play def ko ci dal te xam ni artisanat rek moom mooy gagné ndax ay doomam ñoom ñoo ko seq ay doomam ñoom ñoo ciy gagné zéro violence amul kenn kuy perte artisanat rek moom moo gagné ñu bàyyi leen tuuti demaat ak yéen ci beneen nominé ñu dalalaat ko bu baax seen télévision. ba tey ñu ngi ci marathon bu am solo bi lay nga xam te ni nominé yi ñooy ñëw sargal yi ñëw def lu am solo tey yaakaar naa ne guddi gi taaru na ba pare waaye particularité mooy Medina Fall 100% Medina Fall doomi Medina Fall jóg na Touré Events sargal ay doomi Medina Fall kii ñu toogal ku ko xam-xam ni jàmbaar la am na lu mu def ci milieu coiffure bi am na lu mu fa téye bu baax a baax a baax Coro ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a baax. mbaa wax nañ la mauve champagne bi nga def baax na. merci beaucoup. nga présenté wu ci devant télévision bi boo paree wax ñi nga àndal tuuti kenn. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa télé bi di nuyu ñi ma àndal di sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mouhamed di sant sama ñaari waajur ndax fu ma toll ginnaaw yàlla ñoom la ak Serigne Salim ma yaakaar tey ak ëllëg. Coro tey ñu sargal la ngay liggéey ci métier ba ñu ni la jaajëf loolu ban mbégte la def ci sa xol. waaw damay dolliwaat sant rek damay dolliwaat sant ak kontaante bu métti ba mënuma wax parce que lii yomb na yombut te su ma neexee sax ma ni yombut parce que am nañu ko bëgg te amuñu ko kon dañuy dolliwaat sant rek Serigne Salim ma may lii. macha allah Coro mu mel ni seen métier mi ngeen nekk yéen a ngi ciy góorgóorlu di bay seen waar ndax ku xaw a xam femme coiffeuse yi xam leen ci mode xam leen ci créativité ñu ngi koy jële fii yëgale ko ci ay jéego yu gën a sori macha allah lan ngay wax xale yi nga xam te ni ñu ngi ci gannaaw surtout que ñi nga xam jàng nañ ba seen jàng yàqu ban message nga leen di woo pour ñu ñëw dugg ci salon yi ñu jàngal leen métier ngir emploi gën a bari. waaw dama leen di ñaax rek di leen encourager pour ñu dugg ku ci duggagul. nga dugg ku ci dugg nga téye bu dëgër te xam ne métier noble la métier bu neex la bu mën a teral jigéen ci kaw rek nga am ci fulla am ci fayda te gëm li ngay def. dégg naa dompat ci sot la bokk mu mel ni sa waa kër yi tey dañoo sañse bu baax ànd ak yow nga def forte délégation. waaw ñoom ñi ñëpp samay élèves waa nga tudd leen rek sargal leen ndax wax dëgg yàlla gunge nañ la te cofuñu la. waaw loolu dëgg la. waaw dama leen di sant ñoom ñëpp parce que man sama élèves yëpp ñi ma mag ak ñi nga xam ne maa leen mag ñoom ñëpp dañ may dawal di ma guddil di ma bëccëgal samay xarit lan man dama naan aw ma xarit man samay élèves ak samay clients ñooy samay xarit dama leen di sant daal mënu ma wax. dëgg la xam naa ni ñu bàyyi sa xarit bi nga toogal rek mu gunge la def rouge bu baax bi macha allah soxna si ñu ngi lay nuyu. nga présenté wu ci RTT TV lan ngay wax. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen sant waaw tey moom dañoo kontaan trop
waaw parce que lii yomb na yombul. waaw ni ngeen gunge seen xarit. waaw gis nga. cofu leen ko de seen sañ sa baax na. merci beaucoup macha allah sans plus tarder dañ leen di bàyyi ñu dem ci soirée bi parce que salle bi mi ngi fees jotaay baa ngi yaatu gis ngeen noonu ni leen gunge ñu bàyyi leen ñu dem toog ñu dalal beneen daan ci soirée bu mag bi ki ñu toogal nag di suñu rak di suñu jarbaat di xale boo xamante ne li tax ma dalal ko tey day lu particulier parce que dafa am benn invitation boo xamante ne ni Touré Events daf ko dugal ci complexe Lébu Ndoye di sama complexe xale bi nekk ci section couture. Baye Cheikh Aïdara nekk jàmbaar nekk booy boo xamante ni dafa osé nekk jàmbaar bi ma ñëwee mu ne ma ndaanaan bàyyil parce que da nga war a liggéey ji baal ma gérer collection bi ànd ak moom ñëw taxawu ko ba mu baax jëmmal école bi jëmmal complexe bi moo tax ma bëgg koo dalal tuuti seq moom ay waxtaan Baye ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay monsieur Seck. xam naa ni c'est une première ndax yow moom doo toog plateau quoi. waaw man moom damay nëbëru moom. Baye lan nga waajal ci collection bi ànd ak école complexe Lébu Ndoye andi ko fii. waaw préparé nañ loo xamante ni moom nit ñi buñ ko gisee moom dina leen neex quoi. waaw créé nañ. waaw osé nañ tamit toog veillé ay 2 jours 3 jours xam nga. pour nekk ci rek pour maanaam mbooloo mi nga xamante ne tey jii nii ñoo daje fii nii. mën a kontaan quoi. mën a am loo xamante ni ñu ngi koy viser si ñun parce que ñun pareeguñu dañuy doog a tàmbali nii mais pareeguñu des na si kanam tuuti. Baye ku la gis say wax néew lool ba pare jëf ji liggéey bi taxawaay bi nga xam ne guddi lay liggéey man dama ko tuddee ni ko chinois la ndax moom guddi lay liggéey loolu lan nga ciy wax lan mooy secret Baye. waaw parce que man moom guddi moom. waaw guddi moom laa tàmm di liggéeyee te guddi laay mën a inspiré wu. aussi guddi man yor naa ay élèves école ba. mais balaa may mën a liggéey foog ñoom ñu wàcc ñëpp ba ma libre bu ma livré si laay gën a mën a liggéey daal si laay gën a mën a inspiré wu si laay gën a mën a xalaat si laay gën a mën a liggéey loo xamante ne tamit lu raar lay doon aussi. ban mbégte nga am ci xale yi nga xamante ni ñooy organiser yu mel ni yéen ñi dese métier mi lii ban gis-gis nga ci am. waaw kontaan nañ de niñ ko jàppoo nii moom kontaan nañ moom buñ ko continuer nii moom wax dëgg yàlla moom téer yi nekk Thiès yëpp moom dinañ satisfaire quoi. macha allah di kàddu xale bi nga xamante ne ni damay sawar di wax ci moom parce que nangu naa toppee nangu naa joxe cër te bëgg na métier mi te rigueur rek moom moo ko ñor kii dama koy defal lu spécial ndax day sama xale waa nekk jàmbaar te xam naa ko ci collection ndax am na lu nekk ci bopp bi tuuti xam naa du ma la téye dama lay bàyyi ndax comme plateau baa ngi lay xaar mannequin yaa ngi lay xaar. waa nga dem rejoindre leen ñu dajeeg yow tuuti ci biir. merci beaucoup Baye. waaw ok waaw monsieur Seck kontaan naa loolu nag si yow tamit. merci xam nga parce que bu la neexoon aussi waaw. bu demee nii quoi. merci waaw merci. yaa mujjee ñëw école ba mais aussi yow presque si ñi ma gën a jox cër foofu noonu. si merci merci parce que tamit loo ma wan la. waaw loo ma wan la. c'est partagé tamit yow ni nga mel ak nit ñi ni nga mel ak mbooloo mi nekk foofu noonu. kon du ma mën a def dara lu dul topp sa. c'est partagé c'est partagé jërëjëf Baye. merci beaucoup Thianar monsieur Ndoye. waaw maa ngi gërëm di ko sant. parce que jàpp na si affaire yi quoi. waaw merci beaucoup yàlla taxaw rek. merci beaucoup waaw di bàyyi ki nga xam te ni moom mooy Baye Aïdara nekk jàmbaar nekk xale bu nangoo góorgóorlu bu ñuy wax ci moom du ñu doyal bu baaxee rek ñu dem xoolaat beneen nominé muy Mamy Cobra nekk jàmbaar yor sama fële ci Rue Sans Soleil suñu jigéen ñi ay jàmbaar lañ wax dëgg yàlla tey honoré nañ invitation bi ba mu baax tey soirée bi ala doome na am na décor Mamy ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. mais noir bi quoi lan mooy particularité noir ci guddi gu rafet gi lee. maa ngi lay nuyu di la jaajëfal. mais Mamy bala ñëw sori da nga may commentaire noir bi de lu tax noir choix noir ak blonde bi ci kaw. non c'est que tey tailleur yee xew le faaw ñu génnee xam nga rek. salam yeeg macha allah leer na présenté wul nga continuer Mamy Cobra. man la Mamy Cobra yor salon bi Rue Sans Soleil. salon de coiffure. bu nekk marché bu nekk tamit Rue Sans Soleil. macha allah Mamy liggéey bi nan la demee foofu mbaa ça va jafe-jafe yi mbaa bariwul. non bariwul nag ndax ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. ndax àdduna moom lépp a metti mais loo nekk rek da nga koy gëm. boole koog muñ te xam ne yàlla dina ñëw. mais ñu gis xale yi macha allah jóg gëm métier mi jàpp ci ba pare innové ci di ko gën a yaatal di ko gën a jëmale ca kanam lan mooy seen secret.
secret bi du dara ndax da ngay gis Mamy Diallo def nga def ndax gis nga ci Mamy Diallo lu baax wala nga gis keneen ku def Mamy Diallo jël ci kooku roy ko xam nga ndax dañuy innover ndax internet ci la ñuy xool macha allah xam nga di roy ci lu bari daal moo tax macha allah mu mel ni tey yàgg sa doomu ndey da ngeen a dóor ci bët def sentirandoo noir toqal tuuti argent waaw gis nga macha allah kon duñ la téyel kii may Mamy Cobra nekk jàmbaar nekk jigéen ji nga xamante ne nii dafa innové bu baax a baax a baax a baax yóbbu métier mi ca kanam xam naa ne sans plus tarder dañ lay bàyyi nga dem ci soirée bi rek waaw parce que ñu ngi lay xaar ci biir waa kay ñu ànd ak beneen ndaanaan ci biir ak jàmbaar yi nga xamante ne ni moom mooy sponsor leader nekk Serigne Modou Diop borom Touba Tech am macha allah am nañ mbégte nag ak dalal ko ci soirée bu mag bi mu ñëw honoré bokk ci sargal yi bokk ci ñu gunge bis bi Serigne ñu ngi lay nuyu. waaw kilifa gi maa lay fay. nga présenté wu waa Thiès gën laa miin. maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu waa Thiès yëpp man la Serigne Modou Diop représentant Touba Tech. maa fi teewal tey Touba Tech ndax suñu DG bi Moustapha Dieng dafa xaw am benn contretemps bu ndaw. maa la fi représenté tey waaw bisimilah. Touba Tech ban taxawaay la am ci biir Kajoor. Touba Tech soo ko déggee mooy société boo xamante ne ay jeunes ñoo ko composé nekk fi di def ay liggéey bu jaar yoon. ñu ngi def lépp luy. dañuy électronique domaine électronique. dañuy jaay tout ce qui est produit portable accessoire portable. Au début dañ doon def tout ce qui est produit Apple la ñu yemoon mais pour l' instant ak ni jamono ji doxee boole nañ ci système Android bi ñu ngi ci. te bientôt incha allah rabi bëgg nañ ci boole électroménager et tout ça. mu mel ni da ngeen ko gën a yaatal ak yeneen i place defu leen ko benn place rek am ngeen yeneen i showroom feneen. waaw bon place bu njëkk bi moom mi ngi nekk marché central. si côté gare bi rek foofu la nekkee. l' autre bi nga xamante ni moom lañ tuddee suñu showroom bi bu récent bi ñu ko ibbee léegi yàggul ça fait 1 an. ci boobu mi ngi nekk carrière avenue la Amadou Dieye. ambition yi est-ce que yéen a ngi kii résidence bu soobee. effectivement ambition yi est-ce que yéen a ngi ciy xalaat am benn maison boo xamante ni di ngeen fa former xale yi pour ci métier bi. ben bien sûr booy yooyu ñu ngi ciy xalaat bu baax a baax et puis ñu ngi ciy ànd ak suñuy raq et tout ça bon ñun boo ñëwee boo duggee suñu institut di nga xam ne fii ay xale yoo am ambition ñoo fi nag. ndax ñun ñëpp ñu ne ay xale yu ndaw lañ te puis dañuy jàppalante suñu biir quoi wax dëgg yàlla. parce que le DG c'est ça son souhait quoi ndax moom li mu bëgg mooy fii nga xamante ni ci lañ dëkk fii Thiès nit waru fi jéggaani dara di dem di ko wuti à Dakar. partenariat bi ak Touré Events lan nga ciy wax. bon je suis vraiment content ndax Touré Events suñu grand bu baax la et puis ñoom depuis lors ñu ñuy jàpp di ñu soutenir et tout ça bon daal ñu ngi si ginnaawam si lépp lu mu ñu woo muy suba di ngoon di guddi bëccëg on serait présent incha allah rabbi. merci beaucoup ñu ngi lay souhaiter bonne soirée. merci beaucoup xanaa ba sans plus tarder dañuy dalal suñu xarit bi nga xamante ne nii kii moom am nañ mbégte ci dalal ko ndox waa général de Gaulle xam nañ ko Thiès xam nañ ko Basirou Thioub ñu ngi lay nuyu nga présenté wu. waaw Pape ñu ngi lay fay waaw di leen nuyu yéen ñëpp waaw. di rafetlu teewaay bi fii. waaw mu mel ni tey da ngaa gunge sa xarit tey. waaw xam nga sëñ Modou moom sama gain la sama lépp la. waa Thiès kii ma toogal macha allah ak mën a ñëw macha allah xale bu jàmbaare la Basirou Thioub. ñoo ko yar ci sunu loxo la jaar wax dëgg yàlla jàmbaar la Basirou Thioub. Pape merci waaw yow da nga ñàkk ki ñaan. ndax man su ma lay wax dama naan. Pape sama patron la sama lépp la. ndax dama naan. à part Pape Gueye yow yaa njëkk a jàgg jox ma ñëw quoi. dëgg la ma toog dama koy wax. dëgg la da ngaa ñàkk ki ñaan yow da ngaa baax yow yaa ñàkk ki ñaan ci bu macha allah kenn gënu ko nekk jàmbaar ci ñëw bi soirée bi nga gis Mourtala Touré lan ngay wax ci moom. waaw Talla moom c'est que li ma wax si moom bari na quoi. su ma doon wax moom du xëj si guddi quoi ndax daanaka ñoo yarandoo ñoo rafandoo lépp. waaw comme lii mu def nii tey jii ñun dañ siy kontaan quoi. parce que lu naaj la lu rafet la quoi. ba pare ñi mu ko tuddee tamit ak ñi muy sargal suñuy xarit ay Mamor ay El Hadj Gueye xam nga ay sëñ Modou ñu waa Touba Tech xam nga loolu dafa rafet quoi dafa rafet. waaw kontaan nañ daal. mais pied de poule bi rafet na de. waaw lii moom xanaa dama koy jël si. waaw bul wax dara merci beaucoup ki ñu toogal di Bass Thioub ak suñu frère Diop borom Touba Tech di sponsor leader guddi gu mag gile sans plus tarder dañuy dem rek ci biir ñu xoolaat beneen invité ñu mën a dalal ko ci soirée spéciale bi ñu toog ak suñu njaboot. xale yi nga xamante ne ni ñoo nekk ci la RTT TV di fi liggéey bu rafet saa yu ñu jógee nga xam ne ay jàmbaar jóg nañ saa yu Thiès soxlaa ñu jóg engagé jóg seen taxawaay jóg rafetal ko ba mu rafet ci sunu côté ñu toog ak Amina nuyu nañu la.
waaw tonton Seck maa ngi lay fay. mais wax nañ la tey sañse nga. ah merci beaucoup. Vermante nga def. merci beaucoup. taxawaayu la RTT TV. ci événement yu mag yi lay ñu gis saa yu ñëwee day mel ni da ngeen di doon ay xadar di gunge bis yi ba mu baax loolu lan la. waaw gis nga lépp RTT moo ko waral parce que yaakaar naa ni RTT bu xewlee. war a def wala jël événement bi ñun aussi ñun ñi nga xamante ne ñoo ci nekk dañu war a def ba mu baax xam nga génn fu baax ñëw tamit gunge rek ñi nga xamante ne ñooy borom événement bi. bariwul léeg-léeg loo xam te ne da ngeen di toog ci plateau yi parce que da ngeen di nekk chaque jour ci liggéey. moo tax day baax yu mel nii bala ngeen a dem ci liggéey ñu jël leen tuuti wane ni nag wax dëgg yàlla ay soxna ngeen te yéen a ngi koy rafetal ba mu rafet. ci sañse yi. lan ngay wax ci Mourtala Touré aussi. waaw Mourtala Touré moom dañ koy ñaanal yàlla parce que li mu def nii xam nga ne yombul tey jii nii dajale na fi bépp autorité ak bépp jigéen ñoo xamante ne ñu ngi Thiès di def lu baax ak jeunes yi def sargalam ñoom ñëpp tey jii ñu ñëw wuy si ko macha allah moom dañ koy ñaanal rek. macha allah bëgg yàlla defal ko ko. macha allah te aussi tey gis nga comme ni nga wax rek. tey gis nga sunu caméra woman yi sax. dañoo def génn fu nooy. tey da ngeen a dóor ci bët tey. waaw gis nga tey moom da ngeen di xeex. kafu leen réewu leen. macha allah macha allah sans plus tarder damay toog ci sa côté rek ma toog ak ki nga xam te ni moom mooy soxna la Lion jàmbar jaa ngi nii mais soxna tey dafa mel ni moom nga laal tey moom macha allah ñu bàyyi la nga nuyoo. salaamaaleykum chers téléspectateurs de la RTT TV di am mbégte ak bànneex saa su nekk jàkkaarloo ak yéen monsieur Seck ñu ngi lay fay bu baax a baax ci invitation bi am na solo di la ci remercier bu baax a baax tamit. mais soxna événement yu mag yi ndekete yéen ñi xam te ne da ngeen di nekk hors caméra nii ngeen di toogee. gis nga nu ñuy def ay élément wu RTT TV la. macha allah fépp fu ñu dem rek war nañu mën a wane suñu bopp. macha allah ngeen war a assuré ji liggéey bi ci biir. waaw gis nga wane ni tey ñun buñ ñëwee kenn du ñu jam naa ni. non kenn musu ñëw jam ñaajo te tey moom duñ ko nangu benn yoon. macha allah kontaan nañu du ma leen cooy lu bari parce que da ngeen a nekk ci liggéey bi da ngeen a jëm ci liggéey ñooñu di suñuy présentatrice nekk ñi nga xamante ne ay jàmbar lañ ay lion lañ xale yi nga xamante ne ni muy guddi muy taw muy naaj moment bu ci nekk ñu ngi taxaw rek di ko rafetal ba mu rafet ñu bàyyi leen tuuti ñu dem ñu dalalaat keneen ci biir élément yi ñu toog fii ci plateau spécial bi toog ak PDG bu complexe Lébu Ndoye sama PDG laay wax moom sans plus tarder dañuy toog waxtaan ak moom ci ay jotaay ndax ku ne xam na ni public gu défilé min na ko képp koo xamante ni doomi Thiès nga képp koo xamante ni yaa ngi nas puso boo wootee mu ñëw taxaw monsieur Ndoye ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay ziar sëñ Seck di ziar waa RTT TV di nuyu waa Thiès di nuyu waa Sénégal ñëpp di leen wax la ñu ngi fii ci Touré event ci Manufacture des Arts. waaw Ndoye ñu gis ni Touré dafa joxe invitation ci complexe Lébu Ndoye nga tey gunge xale yi ni leen yéen laa bëgg a bàyyi ngeen présenter collection pour min défilé chaque jour yaa ngi innové lu mu sew rek yaa ngi créé ay surprise ci biir loolu lan la Ndoye. bon parce que booy il faut ñu jàppale leen dañu am benn génération boo xam ne dañ doon formé te fi xam nañ ne kale nañ war nañ mën a dem défilé di participer comme yow donc moo tax ma ne léegi daal su ma defee benn damay tëbal booy def ñu jox leen aussi tam ñu am seen sens quoi pour ñu mën a miin public bi xam aussi tamit ni ñuy waxee ci micro et tout ça ak public bi ni muy doxee. Ndoye lan mooy secret complexe Lébu Ndoye nga xamante ni wax dëgg yàlla Thiès gàcce ngaalaam ak complexe bi ndax lépp loo xamante ni doomu Thiès soxla na ko rek Lébu Ndoye ngi taxaw di leen ca gunge samedi passé yaa ngi woon Dakar gunge Gawsu Diop ci Cisador tey yaa ngi ci Mourtala Touré barki démb yaa ngi woon Grand Thiès ci Malick Fall Lébu Ndoye mel ni dafa ubbeeku jaxasoog ñëpp te koo tudd Lébu Ndoye ci macha allah ci complexe bi ak ci regroupement bi ak ci Thiès particulièrement rek ñëpp ni sama xarit la sama Lébu Ndoye la sa diggante gaañi loolu lan la. bon jàmm ju bëri rek la parce que man bi dama ñëw Thiès fekk fa ay terre ñu créé benn regroupement des terres de la région de Thiès donc man comme terre laa dama ñëw participer ci bokk ci jënd carte de membre comme ñëpp di cotiser donc am ak ñëpp jàmm suñu xewlee suñu ma woowee ma dem su ma xewlee su ma leen woowee ñëw donc partage la quoi loolu ñun ni nen la ñun terre kooku ci terre rek nga ko mën gis doo ko gis ci maçonnerie bi doo ko gis ci menuiserie métallique donc terre yi rek ñoom ñooy daje nga gis plus de 200 et quelques personnes ñëw taxaw accompagner la. kon mu mel ni xel ngi dal ci dëkk bi ak teer yi seen bennoo ak surtout relève bi nga xamante ne ni mi ngi commencé judduwaat bu baax a baax a baax. effectivement ci biir métier bi. donc xel moom mi ngi dal. mi ngi dal bu baax parce que ñun moom teer yi moom sérieusement parlé am nañu entente. ba pare bon bracolé la ñu def. à tout le monde bon parce que soo gisee fii public bi di nga xam ne soo doon xool 90% yi teer yi ñoo fa ëpp. kaddu gu mujj. bon kaddu gu mujj gi mooy di remercier l'organisateur Touré Events. di ko wax yàlla na ko yàlla tijjale xewul sawan baawan ba mu koy organiser muy gën a rëy di gën a yaatu
rafet na kii nga xam te ne nii jàmbaar la ci biir secteur bi amul benn sens interdit ci kenn bëgg nañ doomu Thiès pour roy ci jëmm yu mel nii jëmale métier mi ci kanam gën a yaatal jëmm ju yaatal la nga nii képp koo xamante ne nii yaa ngi yor structure rek bëgg nañ nga roy ci doxalin boobu ñu bàyyi ko mu dem dundaat ci kii bi. ñu toog ak jàmbaar nag wax dëgg yàlla borom bés bi ndax nee nañ li xew lépp jëmm ji ko xewal moom lañ toogal nii boobu ba léegi gis ngeen jotaay bi ni mu taaroo salle bi fees na dell. invité yi ñëw nañ nominé yi ñëw nañ waaye lu yëngu lu ne la ko yëngal la ko ëpp doole ñu toog ak Mourtalla Touré nekk jàmbaar ñu am mbégte bu baax a baax a baax a baax ci dalal ko plateau spécial Mourtalla nuyu nañu la nga gën a nuyoo ak téléspectateurs yi. waaw Pape Seck ñu ngi lay siyaar bu baax yéen it seen taxawaay rafet na macha allah ndax affaire bi tamit jàpp ngeen ci ba mu réussir yéen it dama leen di dellu di leen gërëm di leen sant. Moustapha Mourtalla dafa mel ni mbégte am na. dafa mel ni kontaan nga bu baax a baax a baax ndax boo xoolee salle bi fees na dell macha allah. fu ne nit ñi jóge nañ fi ci Sénégal ñëw. lii ban mbégte la def ci sa xol. non man kontaan naa ndax bis bi yaakaaruma woon nii ndax comme que journée l'artisan la ma gis gars yi ñuy taxawal benn journée ma ne non tey jii naa taxawal benn journée boo xam ne kenn mësu ko taxawal. te ku ci gis xam ne am na réussite totale. ñu dippee ko nag sunu mag koo xamante ni dafa nekkoon ci aar bi génnoon ñàkkante ji ñëwaat nekkaat ci aar bi. diñ ci jàppale nag muy Khadim Kébé. moo tax bis bi ñu duppee ko te xamoon naa ne bisam bii du mën a ndaw. ndax Khadim Sénégal la ko soxla woon. Thiès a ko soxla woon mais mu ngi toog Dakar mais xelam a ngi ci Thiès. ndax olof Ndiaye danaan picc nga ci kaw. waaye xel maa ngi ci suuf effectivement ndax Khadim nag xel maa ngi ci suuf. fàttewul nag doomi Thiès yi. moo tax ñu war ko bis bi mel nii sargal ko ci bis bi mel nii. diggante Mourtalla Touré ak Thiès waay Mourtalla Touré ak Sénégal nga xool ñi mu ëpp ñi muy jëflanteel ay magam lañ nekk ay kilifaam lan mooy secret Mourtalla. secret du dara gëm boppam gëm li muy def xalaat maanaam lu war a mën a jàllale doomu Thiès ci rek lay Mourtalla di dox. mais leneen amu ko loo xamante ni ci lu may dox loo xamante ni lu dul avantage su Thiès Pape Seck loolu rek moom ma yitteel maanaam doomu Thiès nekk ca kanam ndax li ñuy wooye ay doomu jàmbur di leen sargal wala ñu leen di bégee ñu woo doomu Thiès sargal leen ko ndax journée bi boo ko xoolee dafa nekk 100% doomu Thiès. effectivement amul kenn koo xamante ni ku ci rax la koo xamante ni dëkk la ci beneen dëkk dafa nekk 100% pour doomu Thiès. effectivement voilà Mourtalla ñu gis nga sargal ci ay doomu Thiès yoo xam ni yemoo ko ci secteur couture kese mais secteur artisanat bi yëpp coiffure cordonnier secteur yu bari nga nominé leen sargal leen wane leen yéen a ngi ci seen ruq waaye gis nañ ne ay jàmbaar ngeen vraiment loolu nga honoré leen bu baax a baax a baax lu tax loolu. non Pape dafa am lu ñu manqué woon. ñun dañuy sakk yenn saa yi dañuy fekk suñu doomu réew. ñu koy sakk lu mu fi def. ku ci mel ni Pape Laye Couture. jàmbaar la coiffure. nekkoon nit koo xamante ni gis nañu si marché def na lu ne ci coiffure waroon na mën a tukki bàyyi ko fi comme ni moroomam mais dafa gëm boppam dëggal xam nga samp lu bari teg ko fi ba tey ji gis nga ko macha allah kon kooku dañ ko war a wone xam ne kii mooy Pape Laye coiffure moo tax coiffure yi tey gëm seen bopp ñi mel ni war nañ cee mën a am leneen ak leneen ku ci mel ni Khadim Kébé moom it par la suite yaa ma gën a xam moom it liggéey bi da cee wone maanaam boppam gëm boppam ba ñëwaat fii ci Thiès gi Sénégal di fi liggéeyaat li mu bëgg. effectivement kon ñun lu tax duñu sargal suñuy doom. te bàyyi ñeneen ñi. ñu dañoo war a gëm suñu bopp lii dafa war a am chaque jour. effectivement ndax ay jàmbaar a ngi fi yoo xamante ni ñu gëm seen bopp la ku mel ni Lébu Ndoy comme mu ngi bay waaram moom ci waar wi. ak ñeneen ak ñeneen ku ci mel ni Bafu collection. effectivement mais dañ leen war di wane. dëgg la ay exemplaire lañu. dëgg la te dañuy wax tax xale yi gëm seen bopp pour ñu gën a jàppaat seen métier. ndax métier mi yàquwul. dafa am loo xam ne moo gën a yàq. ndax il faut que dañuy won booy kii valeur. dañuy jàpp xale yi di leen won ñi mooy valeur. ñu def ci ñooñu exemple. nekk ci seen royukaay. ñu mën di àdduna bu dox quoi ñu mën a dem ca kanam. vraiment wane nga yoon wan nga xale yi ni leen nanu góorgóorlu gëmaat suñu bopp ndax yoon wi yaatu na bu nu góorgóorloo ñaaj rek yegg mën na noo dab ndax wax dëgg yàlla yoon wu nu xàll ba mu yaatu dem ca dina yomb mu mel ni ñu gis Médina Fall am ci tous ba spécial ci wàllu salon yi doomu Médina Fall yi wax dëgg yàlla nga darajaal leen sargal leen bu baax a baax a baax loolu it vraiment def ci xol yi bari mbégte. ndax Pape bu njëkk bi ñu gënee nekk xale dañaa mën na Fall gëmuñu jàng
lan lañ gëmoon liggéey. moo tax ñu tey jii ma li mu nekk 100% doomu Médina Fall tamit mu bari ci. artisans yi dañ faa bari. ndax dañoo gëm liggéey. kon li ñu gëm liggéey il faut que ñu delluwaat ko Médina Fall. effectivement ndax lu mu mënti doon fa mu daañu wax ne ñu naan leen doomu Médina Fall nangam la gëm ak gëmul jàng. kon il faut que tamit aar ba fa la gën a bare. kon dañ fay nekkaat 100% Médina Fall. ban message ngay wax xale yi topp ci ginnaaw pour ñu gën a góorgóorlu jàppaat seen métier te xam ni aar bi yaatu na te buñ góorgóorloo rek yàlla mën na leen dimbali ba ñu am ay chef d'entreprise yu gën a bari. waaw papa xale yi dañoo xaw a yàkkamti. mais ku yàkkamti wu rek di nga jot sa wërsëg. ndax nit day gëm boppam ci la mu nekk. ndax boo gisee ñu woote sargal ko mel ni Khadim Kébé wala Pape Laye wala Baye Serigne Samsi gëm seen bopp moo waral loolu. moo tax xale yi nag foofu la ñuy woote xoolee. sax ñu ko jëlee ñu gëm seen bopp. macha allah ndax gëm sa bopp dafa bokk ci lu mu mënti doon. macha allah pour nga gëm sa bopp da cee bokk. ndax nit ki lu muy dugg lu nekk rek bu ci gëmul boppam jër mu dugg. kon dañ cee war a gëm suñu bopp. wane ci exemplaire. mais Pape loolu rek mooy. dëgg la mu mel ni boo doon def bilan bu gàtt tey jii ci réussite programme bi xanaa fi ne xol féex na. waaw xol glace na. xol féexul sax dafa glace. waaye njaboot gi ñëw nañu. am di jàmm yi wax dëgg yàlla vraiment. boo xoolee Pape. waay tey ji li ma wuy si. daanaka mën naa ne woowu ma leen. dëgg la wallaay. nit ku gëm boppam rek. sa xol la yàlla fay. man affaire bi daal. Pape mënu ma cee wax. sa xol la yàlla fay. dëgg la gis naa sama waa kër. dëgg la sama waa kuñ. doomi Médina Fall yi waa Jaxaaw waa Ngent. waa R100 tey amul ku manqué ci journée bi. avenir u Touré Events. avenir bi ci ndax dañ koy installé gën ko yaatu structuré ko pour muy dox ci ay événementiel wala day jàpp rek annuel muy def benn événement avenir Touré Events lan nga nu ci mën a wax. day soog a tàmbali nii mais ci sa kanam la jëm. ndax après fi mu toll nii buñ ci jógee. ndax ñu ngi ci ànd ak ñoo xamante ni ñu am vision lañu. xam nga ay artisans yoo xamante ni tamit ñu am xarañte ci liggéey bi ci liggéey la. ñoo ñëpp maa ngi ciy toog di waxtaan ak ñoom. bon ba ñu ngi ciy gën a développé ndax abare dinañ ci gën a xalaataat. beneen émission bi am dina gën a kawe nii incha allah. ndax Touré Events gën a pare pour ubbeeku gën a yaatu ci ñi nga xamante ni ñoom la bokkal secteur bi pour gën a jaxasoo ak ñoom. non man dama ubbil ñëpp samay bunt. amul kenn ku ma tëjal sama bunt. ndax kuy jëm avancement Thiès rek man loolu laa gëm. Thiès sa kanam. man lii ndax dañ koy kii nii rek mais Thiès sa kanam la tudd. kon ñun ñëpp dañ koy ñaan rek ñu ñaanal ñu suñu borom suñu mébét. fi ñu ko jëmalee mu àgg fa. ban message ngay wax autorité communale yi nga xamante ni bu ndaw ñi wootee ñu war a ñëw soutenir leen bu baax a baax ban message nga leen di wax. Pape boo gisee kii bi sax woowu ma ci kenn. ndax lépp dafa nekk ci artisan yi. man dama gëm artisan. man di wax ak yow nii man artisan rek laa gëm. amul sama benn lettre bu dem ci. benn autorité. ndax liñ lay wax daanaka mooy loolu. dañoo waxante dëgg. mais dañu war ndaw ñu mel ni Mourtala Touré di innover di def journée yu mag yu toll nii bu gëstoo gis ñi nga xam te ni ñoom ñoo leen fi ne parce que ñoom askan wi lañ fi nekkal. te lépp loo xam te ni événementiel la war nañu gëstu di leen gis suñu wet. kon donc ci suñu message ñuy wax ni autorités yi nañu gën a jege suñuy ndaw nañu gën a jege suñuy artisan parce que Touré Events du lu ndaw événement bi macha allah tous les corps ci biir artisanat daje nañu tey ji ci salle bi ñu honoré leen kon day baax yu mel nii ñu woo leen ñoom yi ñëw di gën a jàppale pour que mu mën a gën a jëm ca kanam. kon Pape loolu day wax dëgg yàlla bu ñu ko defee. dina nekk loo xamante ni lu gënal artisan yi la. te lu gënal askan wi la. ndax loolu rek la askan wi wër ndax nit ki bu yuuxoo am koo xamante ni ku koy jige la war koo mën a wallu maanaam day am solo. mais bu nit yuuxoo ñiy xaar nangam ak nangam wala politique affaire de ñi soxla ñu. donc lañ leen di mën a gis noonu loolu soxla wuñ ko si ñoom. effectivement te nañuy jàppale di ñu gestu. ndax dëkk bi dara yoru ko lu artisan. artisan rek ko mën a doxal. kon nañ leen tegaat seen gëdd jox leen li ñu moom. surtout li ñu moom dañu ko war a jox. muy mel ni ñuy xëccoo chambre ba. te lépp tamit damay lancer message. nit ñi nekk ci ku mënti toog chambre ba. Pape nañu jàppale. ñun artisans yi. effectivement te xam ne ñun ñoo ko fa teg. effectivement muy keneen ak keneen. kon nit ki nag lépp muy woote pour doomu aadama yi tax buñ ko falee na delloowaat doomu aadama yi lañ moom. loolu rek mooy li am solo. loolu laay lancer ku mënti toog nag président. chambre de métier. loolu laa lay lancé nga jàppale artisans yi. loolu daal mooy solo. sa partenaire bi nga xamante ne ni mooy Touba Tech taxawaayam ban relation ngeen am ak yeneen partenaires yi lan nga leen di lancé message pour ñu ñëw gën a. waaw ñu gën a jàppale Touba Tech. ndax Touba Tech moom du ma ko wax sax sama rakk la.
ndax Touba Tech jàpp nañ ci liggéey bi ba lépp rafet na. effectivement ndax lépp loo fi gis mu taaru. Touba Tech jàll teg na ci loxoom. kon kooku dama leen di bàyyeeg Serigne Touba. ndax comme que ñoom jël nañ ko ba jëlee ko Touba Tech. effectivement dama leen di bàyyeeg Serigne Touba yàlla na law ni Touba. amin bi jaay macha allah amin macha allah mais kontaan naa ci lan ngay wax ci parrain bi Khadim Kébé def déplacement ànd ak forte délégation. jóge ba Dakar Khadim moom. wax ci du yomb xam naa ne wallaay xam naa. ndax nekk noo ko xamante ni ku disponible la. dëgg la Pape jombul jafe na nga woo ni rek. comme événement bi mu dikk ak délégation bu doy nii jóge ba Dakaaru Njaay ñëw xam ne Thiès la dëkk moom moo soxla ñëw fekk si ma kon loolu man xamul lu mu tuma ci wax dëgg la ndax sama xol sedd dëgg la vraiment honoré na invitation bi wax dëgg yàlla macha allah ki ñuy doon dalal fii di Mourtala Touré borom Touré Events moom mi nga xam te ni moo waral bis bi kaddu gi ñuy wax mooy ndaw ñi nañu gën a góorgóorluwaat ndax yoon wi yaatu na sunu mag ñi nga xam te ni ñoo fi nekkoon xàll nañ ko ba mu yaatu nit nañ ko ba mu leer yàkkali nañ ko ba mu yaatu ndaw ñi ku góorgóorlu rek te ni ko Mourtala waxee tënku ci ndigal ak kilifteef te bañ a yàkkamti ndax yàkkamteeg gaawtu yóbbu dëgg ko gën kon alhamdulilahi rabbil alamin kàddu gu mujj Mourtala. waaw di leen sant nag yéen waa RTT ndax seen taxawaay ci bis bi gis nañ ko lépp rafet na ay jàmbaar ngeen ay xale yu nangoo liggéey ngeen te fu ñu leen yebal ngeen dem fa taxaw fa indil ñu ay xibaar yoo xamante ni yu mucc ayib la. xale yi ñoom ñëpp ñoom alaaji waaw ñoom alaaji ñoom caat surtout ma caat dafa jàpp ci bis bi ba nga xamante mention spéciale caat ndax fu ma ko woo rek wuy si na ma nu ngoo bootu directeur programme Khadim Soumaré non Khadim infatigable jàmbaar la moom jàmbaar la mais moom daal mu ngi noonu daal yàlla na ko yàlla yërëm macha allah waaw moom daal dañ koy ñaanal rek macha allah waaw kon ñu joxante rendez-vous ci yeneen i édition di xaarat Touré Events ci yeneen i jotaay waaw macha allah Mourtala ñu gën a xam ne moo gën a aw yi sax bëgg nañ koo génne après déwén bëgg nañ koo génne ba raison yi ku si nekk ñu am kuñ fa jël xam nga ci ñëpp ci mu ñëw présenté wu macha allah mais duñu jóg nag te duñu wax ci sañse bi Moustapha li nga def baax na tey ku la génn fi kii Moustapha Wade moo fa jàpp moo fa jaar fii moo def lii Moustapha Wade Moustapha jàmbaar la moom ku ko bëggit moom boo ko seetee di nga ko fekk Moustapha Wade macha allah waaw di rakk ci Galas Wade macha allah moom moo jaar fi macha allah may wax ni suñu tayri ay jàmbaar lañu ku xool xale yi xam ni macha allah jëluñu ndaare te nangu nañoo góorgóorlu nan leen jàppale ndax nit amul lu dul ay ndawam ñii nga xamante ni seen kartan mooy sunu doole ëllëg doole ndaw ci am réew mooy relève de demain nañ leen jàppale ndax buñ leen jàppale Sénégal dina jëm kanam Sénégal mi ngi compter ci ay ndawam Sénégal mi ngi compter ci ay doomam secteur artisanat di secteur bi nga xam te ni moo gën a bari doole mais moo gën a néew doole 70% ci économie gu Sénégal ci artisanat la nekk ni ko Mourtala waxee kon nañ gën a dooleel suñu secteur jàppale suñuy artisan surtout que secteur bi nga xam te ne mooy textile mooy les tailleurs gàcce ngalaama les tailleurs bu mariage rafetee ñoom la bu défilé rafetee ñoom la 4 avril ñoom la bu ngénte amee ñoom la jaaraama les tailleurs ku mel ni Mourtala Touré xale yaa ngi ci gannaaw di puus di ñëw di xuus nan leen dooleel may leen fit ñu ngi leen di jaajëfal seen plateau bu spécial bi ñu gën a avancé demaat ci biir ci soirée bi ñu boucler lépp mat na ñu demaat ci biir xool àggale foofu programme bi xam naa ni macha allah ñu ngi leen di jox rendez-vous ba ci beneen édition comme dalal nañ Mourtala Touré mu tëj jotaay bi ñu joxante ak yéen dig daje ci beneen édition ak Touré Events merci beaucoup.